أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki ndenkaane delsiwaat nañ fii ci DTV di àndaat ak yéen ci waxtu wi nu baaxoo doon ko ànd ak yéen ci seen émission bii di ndenkaane di ñaanal yàlla ñiy seetaan ñëpp nekk ci biir réew meeg nekk bitim réew yàlla defal leen jàmm ak wér ak sutura mbokk yi tawat tëdd ci kër yi ñi tawat nekk ci lalu hôpital yëpp sunu borom mi nga xam ne moo mën a saafara yal na yàlla saafara leen luy méttiwaay li ko dalee ci catu kawaru bopp ba ci wewu tànk yal na yàlla saafara lépp ñëpp mbokk yi nekk ci xat-xat yal na yàlla génne leen ci ñi ci kaso yi yal na yàlla génne leen fa ba ñu delluwaat ci seen njaboot delluwaat ci seeni activité mbokk yi faatu yal na yàlla yërëm leen jéggal leen ni ko Seyda Zeynab di waxee ñu wax aaya bi Seyda Adama Seck séddoo muy yaa layta qawmi ya'lamuuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al mukramin yal na yàlla defal leen ko defal ko ñi faatu ñëpp ñun ñi fi desandi yàlla may na wér a gudd fan ñu tënk ci njub ba keroog ñu leen di fekki ñu nekk ci yoon di tukki yal na yàlla sàmm leen ñu dem ci jàmm fekki jàmm delluwaat ci jàmm fekk seen njaboot ci jàmm ñu nekk ci néegu sëy yal na yàlla barkeel seen sëy jubale leen ak seeni boromi kër njaboot gi yal na yàlla yar leen teg leen ci yoonu siraatal mustaqim di nuyu di ziyaara mbooleem kuy bàyyi xel émission bi direct nii wala guddi gi ñi koy toppaat wala ñi nga xam ne nii ñu ngi koy toppaatee ci YouTube bi wala ñiy seetaan di ko jaaree ci Facebook bi sant nañu ñëpp gërëm ñëpp ziyaara ñëpp ndénkaane ngoog seen émission la yéen a ko moom dañ fiy teew ngir jox leen lu ngeen ñu dénk ndénkaane lañ ko tuddee ndénkaane nag dañ koy delloo dañ leen di delloo rek seen ndénkaane tabarakallahu émission bi du nun ñi fi toog waaye yéen ñi koy seetaan la Seyda Zeynab ñu ngi lay ziyaara di la ñaanal jàmm nga nekk ci jàmm dem Màkka ci jàmm yaag Oustaz Mouhamed Diop ak Mama Mariba ci kër gi la bokk moom it ren bokk na ci ñi war a aji ak ujaaj yi nga xam ne yëpp moom la Excaf am ñu bokk ci kër gi di fi liggéeyee ñoom ñëpp ñu ñaanal leen ñu dem ci jàmm fekk jàmm yàlla defal leen hajjan mabruran wa sha'yan maskuran maire Thiam moom it duñ ko fàtte mukk dafa fër waaye xam naa jël na garab yi ba léegi kii baa ngi wàcci incha allah balaa yàgg dara dana dellusiwaat ci plateau bi maire Thiam ñu ngi lay ziar waaye mooy tëndikul nag sa loxo waaw mooy tëndikul sa loxo xam nga jógee ko ca xew moom jël fa dara ñëwaat ci kër gi bëgg cee dolli dara day xaw a jur dara ñu ziara ko bu baax a baax a baax Oustaz Mouhamed teew na sama loxo ndeyjoor Oustaz Mouhamed ñu nuyu la ziara la ñaanal la jàmm ak wér ak sutura Adja Louis mi ci français yi mi ci tubaab yi moom it ñu nuyu ko bu baax a baax ziara ko seexu naa mi nga xam ne bu daanelee ñëpp xam fu mu jëm waaye bu daanelegul duñu xam fan la jëm macha allah ñu nuyu ko ziyaara ko waaye tey ñu am taalifkat bu ñu dalal ñu koy wax Noorayni taalif Noorayni taalif moom xam naa tey danañu taalifal ci goro yi Noorayni ñu ngi lay dalal ci sa kër ci émission Ndenkaane Modou Mbacke studio 2 Modou Mbacke salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah na nga fanaanee sant bu wér tabarakallah macha allah tey la tey de ci lu wér diisoo waaw émission bu mag bi waaw ci lu wér suura incha allah bu 22h jotee incha allah ñëpp a ngi koy nekk 22h daal incha allah daañu teg Sénégal Air SA wala Air Sénégal SA mat naa waxtaane ndax coow li bari na ci lool am nañ kook fa la nekkoon dañu fa daane dooleem ba ñu ko fa dàqee en tant que expert def 30 ans de carrière ñu bëgg a waxtaane xool daal nin sose ak nin taxawale Air Sénégal SA ba fi mu toll nii tey lan moo ci ne ci ay jafe-jafe lan moo ci baax lan moo ci bon baax na ba 22h ak jàmm 22h incha allah këru yëglekaay lan la ñu xëyee Modou Mbacke la ñu xëyee bokk na ca réew mi tolluwaay bi ci ay jafe-jafe yooyu yéenekaay yi daal dina koy xëy becci Vox Pop dafa xëy ni bëcc El Hadji Malick Gakou moo jiite grand parti moom de nee na fi mu toll ni réew mi fi mu toll metti na dafa wopp ba ni làcc ndax nag gis nañ fi mu toll ni tembe réew mi daanaka fi mu toll tey ëpp naa bañ a wax ku ca waxul ba mu suux da nga am jawaab El Hadji Malick Gakou nee na boo jëlee ci mbayum Sénégal baykat yaa ngi jàmbat campagne bi baaxul agricole bi ak njënd ak njaayum gerte gi yaakaañ ca lay yem fi mu toll ni tembe lu jëm ci ñàkkum ndox gu tar gi am ci biir réew mi
yëglekaay bi yëmu ci ak El Hadji Malick Gakou becc waat na ni xoolal fi ñu toll ni daanaka lépp lu fi nekkoon ni ay accord yu Sénégal waroon a xaatim ak syndicaliste yi respecté wuñu ko ba tax daanaka weer yi ñu génn nux bare woon na ci réew mi lool El Hadji Malick Gakou duut na baram tamit lu jëm ci li nga xam rek mooy wàllum yoon mu ni mbirum Khalifa Sall mbirum Karim Wade loolu lépp fi ñu toll ni gis nañ ni jaay doole moo am mu jàpp ni kon fi ñu toll ni Sénégal mi ngi ci danger gu mag a mag ci lu kenn ku dut kii di Macky Sall mi jiite réewum Sénégal ba tey yónnekaay bi yëmu ca ñëwaat na ci soxal mbirum Karim Wade moom mi ak tribunal bi nga xam te ne bi moom la daal di saisir muy Cour suprême bu Ndakaaru ngir nag Karim mën a dëggal ak bokkam ci bindu ci liste électorale yi yëglekaay bi ni fi mu toll nag bu defu ndànk Karim Wade moomee du mën a bokk élection ndax ay mbiram ba léegi sotteegul Les Échos jaar ci wàllu guddi mel moom it dafa xëyee lu jëm ci Cour suprême bu Ndakaaru bi nga xam te ne bi moom la ñu daal di wuti ngir nag war koo mën a daal di xool mu jënti mbirum Karim Wade moom yi Les Échos tamit jaax na ca wàll ga beneen mbir ak keneen ko tudd ay mbiram mooy mbirum Assane Diouf bi nga xam te ne bi moo doon tifaar ay saaga ay kilifa ci biir réew mi ginnaaw bu ko yoon nguufaane ni ko ràpp ci kaso bi boobaak léegi fi ñu toll daanaka mes naa wax ni États-Unis dugal loxoom ci mbir mi ak lu mel ni ki cour d'appel bu Orléans yooyu yëpp daal ña nga cay dugal seen kaddu jàpp ni procès war naa am ngir ñu mën a bàyyi ki nga xam si jëmbul kon mooy kii di Assane Diouf ñu fàttali leen ni ban ko jàppeek léegi léew mat ñett jàpp ñaari weer ak genn wàll l'Observateur tam jaar ci beneen mbir bu soxal plan de guerre bi nga xam te ne bi moom la takk day jógte gendarmerie nationale fee nga xam mooy ca diwaanu nord jóg nañ taxaw daal ngir bëgg a xeex ak samba boy yi nga xam ñoo fay lëmbem wut nañ ay ngànnaay ay oto blindé ay mëq doomu ñaari ngi mu ñu sakkan ngir daal mën a jàkkaarloog samba boy gis nañ ni samba boy yi moom ñi ngi lëmbe lii nga xam mooy Sénégal ca wet ga itam fee nga xam mooy ca Louga ay borom Jakarta ñoo fay def ay courses yu métti courses yooyu kat daanaka ku ci bokk da ngay teg 5000 francs boo tegee mën ngaa am 40 000 francs mbaa lu ko ëpp loolu lépp nag tax na daanaka course ba nekk course boo xam te ne bi ay bakkan da cay wadd ndax lu néew fukki borom Jakarta ñàkk nañ ci seen bakkan lu toll ci juróom fukki itam ñu daal leen cay jàpp ndax gis nañ ne accident yi dafa bay loolu yëglekaay bi daal dina xëy jukki wàll guni mel enquête moom it ñëw ci mbir mu ni mel beneen mbir bu soxal politique ak Sénégal candidat yi tàmbalee feeñ ñu ngi jëm 2019 yëglekaay bi nee na ay candidat yi mi ngi tàmbalee feeñ ku mel ne ki Cheikh Hadjibou Soumaré Babacar Camara Ngouda Fall Kane Thierno Bocoum Ibrahima Hamidou Dème Samuel Ahmed Sarr ñoom daal ne ñu ndax xam candidat gi dana mën a jàll am déet waaye lu mën di xew la leen nar a baare mooy li nga xam te rek moo di leen di parrainage ndax ñoom ñu bari ci réew mi xëy na xamuñu leen ndax kon daañu mën a am ñu leen parrainé wala déet lëkkatu jee tam jaax ci beneen mbir ca mooy riposte bi nga xam te ne bi Sénégal mi ngi ko bëggoon a def ca ba léegi mbir mi sotteegul ca mooy xeex xiif bu tar bi am ci yenn gox ci biir réew mi yëglekaay bi nee na ay junni borom kër ñu ngi nii lott loof laatikaaf amuñu fun jëm ñàkkum dund moo ko sookeem nguur gi nag moom nee woon na bëgg na génne ay koppar dimbali leen waaye ba léegi sotteegul ndax trésor dafa am déficit maanaam daal trésor ñàkkum koppar moo ko jàpp li ma waxoon wut ni alal mënu ko lijjanti ngir mën koo dimbali askan wi loolu yëglekaay bi ne lii mooy Sénégal bi nga xam te ne bi ñu ngi naan mi ngi émerger te fekk na ñuy xiif ba léegi ñu ngi sonn amuñu lu dundee ci état bi mën leen dimbali yow Sall la gërëm la ba 22h ak jàmm incha allah. incha allah jërëjëf Modou. merci beaucoup. merci ñu yendoo jàmm. jërëjëf Modou Mbacke la woon ci këru yëglekaay yi ñu sant ko bu baax a baax gërëm ko macha allah li ñu xëyee bari na lim ñu ci jukkil tamit leer na Oustaz Mouhamed ñu nuyu la ziyaara la. yëglekaay yaa ngoog. ñu ngi leen delloo nuyoo di nuyu ñi ma bokkal plateau Cheikhouna sëñ Noureyni Badiane Louis ak mboolem téléspectateurs yi nga xamante ne ñooy seetaan DTV. yëglekaay yi xëy tam wax na lu am solo ci wàllu élection 2019 ak candidat yu bëri ak ñi bëgg a doon candidat damay ñaan yal na yàlla musal Sénégal ci tànneefu ci gën a ay ñu bon li ñuy wax ixtiyaaru axaf charrayn bis bu demee ba pénc ña ñu war a tànn ñuy xool kan moo ca tane yàlla nañu ci yàlla subhaanahu wa taala musal yàlla na yàlla tànnal réew mi ci ñu koy yóotu koo xamante ne bu jotee réew mi Sénégalais yi dinañ yëg ne am na ku bokk ci ñoom koo xamante ne kii ne yàlla bum ñu faral ab mirage boo xamante ne dañ koy séen yaxsabuhu damaanu maan hatta ida jaahu lam yajidhu shay'an nit koo xamante ne dafay ñëw di ñu wax looloo xamante ne
day mel ni comme mirage boo xam ne yaa ngi koy seen jàpp ne chaque mar boo yeggee ci moom dina jeex parce que sénégalais yi mar nañ lool yàkkamti nañ am kilifa bu mérite boo xam ne Sénégal mérité na ko. en tout cas course bi mu ngi ubbeeku ku nekk ngay wax ne man la mën a daal. yàlla na fekk ne mën a jooju mu di yawa incha allah. beneen bi tamit mooy li jëm ci wàllu course bi am Louga. course Jakarta. course Jakarta rek bakken ak yooyu rot na ci fan lañ nekk bay seetaan lu ni mel su dee li jëm ci wàllu diine nekkul loo xamante ne lu baax parce que nit ki sa bakken ki rot ci bakken boobu boo demee yàlla looy wax yàlla dama doon carte ba wuyu si la parce que carte la nit ki teg sa moroom teg nga mujj gañe ko faatu ci loolu yàlla nañu ci yàlla musal en tout cas autorités yi war nañoo jël seeni matuwaay ba lu ni mel mu bañ a continuer ñaar yooyu laa gënoon kii ci jërëjëf ñaar yooyu am na solo jërëjëf Oustaz Mouhamed ñu jaajëfal la bu baax a baax Adja Louise yëglekaay yaa ngoog waaw merci Oustaz Mactar may nuyu ñëpp may yëkkatee fu Oustaz Mouhamed daanele mooy course Jakarta yi gis nañ ne li muy causé si ay dégâts bëri na trop muy ay blessé comme muy ay mort mais li may fàttali rek mooy Louga ak Kaolack lañ gis mais Dakar rek li fiy course scooter Jakarta bëri na trop boo demee Mbao tey si plage Cyprès boo demee ba ay 17h 18h da ngay gis day am ay courses yoo xam ne tamit xale jeunes yi dañuy teg xaalis et c'est tous les jours à 17h autorités yi mënuñu ko ñàkk gis. Donc, juste pour dire que c'est dangereux. Pour nous, jeunes qui c'est dangereux pour les passagers, nous faisons rombo. C'est dangereux pour tout le monde. Automobilistes, ça est en danger. Donc, et chaque fois, il y a des scooters qui sont il y a des filles, il y a des dégâts qui mettent. Jeunes qui gagnent, mettent. Il y a des côtés qui sont morts, mais Oustaz Mohamed wax rek carte la dañuy teg xaalis te xam jeune moom xam nañ ñëpp xam nañ ne bu tegee xaalisam da koy jaral ba kanam donc c'est des dangers yoo xam ne mi ngi commencé bëri Almadies tamit pire que scooter yi auto moo fay am et ça se passe dans des conditions yoo xam ne c'est pas normal ñoom ay jeunes rek amuñu autorisation amuñu dara ñooy ñëw def seen piste commencé course donc loolu moom dafa mel ni léegi lu xew la Dakar et lu dangereux la ñu bëri ñu ngi ciy loru malheureusement nag Louga Kaolack ñoo feeñagum benn aspect bi may ñëw mooy xiif bi ñuy wax ci dëkk bi nit ñi nekk Dakar sax xam nañ ne dëkk bi métti na trop waaw le pays va mal mais nag liñ ci mën a wax rek mooy famine baaxul ci dëkk donc man li ma remarqué mooy c'est comme si les autorités essaient d'étouffer ça parce que personne n'en parle et pourtant boo demee aujourd'hui dans le nord tu vois que jur yi sax ñu ngi dee asantuma la nit ñi parce que nit ñi yor jur yi amatuñ lu ñu xontee seen ay njur nit yi lekkatuñu famine bu métti mi ngi am ci biir dëkk bi et personne n'en parle je sais pas pourquoi mais nekkul affaire yoo xam ne dañu ko war a étouffer affaire yoo xam ne dañu ko war a wax saafara ko jóge ci moo gën ñu koy étouffer loolu laa amal lu may wax ci revue de presse bi jërëjëf Adja Louise ñu sant la baax gërëm la Cheikhouna ñu ziyaara la nan nga fanaane ñu sant yàlla yëgle kaay yangoog loo ciy jàngat xanaa ma xaar auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim xam nga vraiment kontaan naa teewaat ci émission bi xam nga di nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu Sénégalais aussi yu ñuy seetaan par rapport ak revue de presse bi damay rejoindre Louise ak Oustaz Mohamed rek d'abord ci course Jakarta yi am pour rek wax li Louise rebondir si Louise li mu wax rek lii du lu bees lii du lu bees parce que man je me rappelle ay 96 17 18 bi ñuy gën nekk booy di baali institut yooyu noonu da daan am corniche fële ville suñu génération ñun fekkee nañ loolu mais c'est que xam nga gouverner c'est prévoir te ñun soo seetloo jeunesse sénégalaise lépp lu bëri luy am soo seetloo même cas agression bi muy ñëw di dugg Sénégal benn film américain moo ñëw am fii gars yi gis fois que femme bi si semaine bi stop agression ñëw soo seetloo Fast and Furious bi mu ñëwee muy film boo xam ne course automobile la booy américain yi def ay course si mbedd bopp koñ ak yooyu automatiquement jeunes sénégalais yi dañuy jël habitude yooyu noonu parce que dañuy jàpp ne que ni xam nga ñoom parce que âge bi ñu toll la mais xam nga ñun tout le temps suñu autorités yi duñu bàyyi xel ci yenn affaires yi bu muy commencé au lieu que ñu jéem ut nuñ ko freiner solution dañuy bàyyi ba mu yegg ci yenn niveau yi kenn ku nekk di soog a wax dëgg te pourtant tey la majeure partie yi nga xam te ne tey sax ñu ngi nekk ay kilifa loolu gisoon nañ ko wala sax dund nañ ko est-ce que xam nañ danger bi si nekk te réew yi aussi duñu benn tey suñu jeunes yi tey soo xoolee ci wàllu santé ci wàllu yu bëri tey day jeunes yoo xam te ne tey
dafay def benn accident déjà pour ñu opérer ko rek problème la et tout tey dëkk yi duñ benn ñun ci ñuy xool te quelquefois ñun ak ñooñu bokkuñu situation bokkuñu dara xam nga vraiment jeunesse bi xam nga war nañ bàyyi xel ci yooyu te xam ne ñi ñuy xool si ñuy jël exemple duñu ay exemple loolu benn la beneen bi mooy kaaw Assane Diouf Assane Diouf man dama jàpp nañ ko war a juger mu xam fu mu féetee quoi parce que du loo xamante ni peut-être que assise la jëm wala quelque chose du genre quel que soit alpha doomu aadama lépp lu mu mënti def ci àdduna ak kum ko mënti def rek tey yoon dafa war a nekk benn pour ñëpp essien comme ak kum mënti doon ak kum ko mënti def ñëpp ñoo yem ci kanamu yoon essien comme tey dama jàpp ni que ne Assane Diouf situation mérité nañu xool ko parce que du loo xamante ni peut-être que laaj na yenn enquêtes yi yoo xamante ni kii parce que li mu def ñëpp gis nañ ko lu tegu fii la tey war nañ ko juger moom mu xam fu mu féetee nit ñi xam fu mu féetee aussi mu jeex beneen bi mooy kaaw élection yi di ñëw candidat yi man dama gëm ni élection yi di ñëw su ci Khalifa Sall bokkul Karim Wade bokkul képp kenn ku gagné élection yooyu rek tu es un candidat par défaut da nga gagné tu es président par défaut. Bien sûr, ça c'est évident. parce que tey képp kenn ku gagné nekk président bii di ñëw te Karim bokk ci Khalifa Sall bokk ci jàppal ni yow sa gagné def na nii. beneen bi mooy que tey dama bëgg laajte man Sénégal su fekkente ni loi parrainage bi tey su fekkente ni candidat yi dem yëpp kenn amu ci 10 000 fois nu ñuy def. c'est beaucoup ah. xanaa ñu jàppale ñu ko am. non kenn amu ko ci maanaam tey Macky Sall kon du am candidat. non de loolu moom seexu naa. laaj non damay laaj la boo xamante ni parce que boobu ba léegi ci débat yi dégguma ko ci benn yoon quoi géej dégg nit ñu ngi wax di parrainage war naa am waru amoon mais bëggoon naa xam tey. ñi nga xamante ni pare nañ pour jàmmaarloo Macky Sall bu ñu demee tey bloqué wu ci parrainage bi amuñu 10 000 fois par exemple amuñu ko. waxuma day ama parce que xam naan peut-être que dinañ ko am. mais bu fekkente ni situation boobu tey posé wu woon na. nan la ñuy def beneen bi mooy que tey kenn ku nekk mu ngi wax ci affaire élection yi kandaay mais man li ma gëm ba gëm. élection yi mënuñu ci wax commencé gul tant que xamuñu ñan ñooy jàkkaarloo ak Macky Sall waaw. loolu moom xam naa ne moom parce que tey di nga gis ñoo xamante ne tey dañ ne candidat lañ dem parrainage bi téye leen tey ñooñu fan la ñuy branché wu ci ginnaaw parce que ñoom ñëpp dañu rangé wu ci benn ci ginnaaw ay candidat waaw ñoom dañuy rangé ci ginnaaw benn candidat mais loolu mënu ko leer tant que xamuñu ñan ñooy jàkkaarloo ak Macky Sall. d'accord moo tax kenn ku nekk ci politicien yaa ngi nekk di wax yaa ngi mais kenn ku nekk kenn ci ñoom ñu si bëri waxuñu fu ñu féetee. ok jërëjëf Cheikhouna macha allah question la ñu ngi koy ziyaara bu baax am na solo. Noureyni Taalif seetaan nga revue de presse bi. lan nga ciy jàngatee balaa ñoo dikk ci thème bi. jërëjëf maa ngi nuyu Sénégal yëpp. ñu seetaan émission bi. di jaajëfal ñi ma bokkal plateau bi soxna si Cheikhouna ak sëñ Moussa. di remercier bu baax a baax ci invitation bi. di ñaanal soxna si nga xam ni moom soxna Zeynab nu yoonu jàmm te mun fasaale ñu ci ay ñaan suñu yaay tamit comme ni nga ko wax ñu ngi koy ñaanal tan mère Thiam di nuyu waa bopp rue 1 ba rue 9 fi ma jóge am naa lu ma intéressé li ñi ñuy jot a wax du ma ci dellu siwaat mais dafa am benn point boo xam ne c'est sensible dafa ma ñor ñu wàllu élection yi xam nga dama leen wax ci wax yi wa ne leen doomi réew tànnil njiit lu mat njiit tërub njiit du luy jaay amul njëg ku xamul nag ne amoo njëg ba waaye di tax nga am fi njëg luñ la jaayee ndéem da nga te jot na nga te yem muy sag njot te dafa mel dafa am élection boo xam ne bi mu amee ba léegi lu ci baree comme ni ko Cheikhouna waxee lu ci baree dafa xaw a leer tuuti ci bopp sénégalais yi muy référendum bi 15 points yi tey dégg naa muy wax Khalifa Sall ak Karim mais ñoom dafa mel ni buñ delluwaatee ci 15 points yooyu sénégalais yi war nañ mën a xam dëgg-dëgg ñan ñoo apte parce que am na ñoo xam ne leer na leen ni tamit buñ demee ba ci cëppaandool tamit conseil constitutionnel la ñuy dem parce que 15 points yooyu ñàkku ci am na ci point bu dañu ko xoolaat lu ci mel ni double nationalité yi lu ci mel ni ku ñu wax ni mës ngaa taq dara ci alalu dëkk ci alalu réew ku ñu mës a dénk deniers publics nga jël ci dara lu mu mën a doon sa dossier nekk ci yoonu ci alalu réew ci lekkal alalu askan wi yu mel noonu kon yaakaar naa ni fi ñu jëm war nañu mën a xam ñan la li ci ëpp solo daal li may dénk man askan wi mooy nañ xam comme ni ko si Oustaz Mohamed waxee nañ xam kan moo yeyoo dénk pour ñu dénk ko yaakaar naa loolu la parce que tamit njiit yi tamit nañ xam ni li nga judd fekk muy dund tey dee ba ko muy dund tamit fexe caa ji lu jar a judd. d'accord te fexee jëf lu jar a judd. d'accord dafa loolu lu am solo la. jërëjëf Noureyni ñu sant la bu baax gërëm la ñeent ñëpp dëppoo nañ ci ñaar yéen ñeent ñëpp. mooy mbirum candidat yi ak mbirum course Jakarta yi. macha allah muy loo xam ne lu am solo la wala ñett ñëpp dëppoo nañ ci loolu. ci mbirum candidat yi ak mbiru course Jakarta yi. ñeent ñëpp
dëppoo ci mbirum candidat yi macha allah ñu sant leen bu baax gërëm leen ci seen jàngat dañuy dem rek rési seetaan benn élément buy wax ci wàllu santé xam naa boobu moom buñ dikkee Louise nga waaj incha allahu taala waa rési santé. ñu doon ay soxna yoo xam ne xam nañ bu baax lan mooy cancer wu ween yi ak bu butiku jurukaay yi ñoom nag daanaka jot nañ ut ay information ci feebar yi le mu tiital leen loolu. xaw ma ko woon nag dama ko daan dégg rek mais léegi ma comprendre ko bu baax dama kaa mës a ragal comme sama moromu jigéen ñi noonu laa ko doon déggee moo taxoon ñemewu ma ko woon. dama koy dégg nit yi di ko wax. tiital na ma kay tiital na moom la bépp jigéen sax la war a tiital parce que ñun la concerné. moo tax cancer ween yi dafa nekk feebar boo xam ne ñun jigéen ñi ñun foog naa moo ñu sonal te xamuñu ko ak cancer u col de l'utérus. dépistage ak lambatu say ween nekk na ñaari saafara yoo xam ne dinañ tax ba soxna yi mën a fagaru ci feebar yi le mu doon loo xam ne soxna yi dañ koy def. test bi defoon naa ko maa ngi def ay jumtukaay comme nuñ koy waxee rek comme ñuy wax boo demee ba gis mbaax yooyu da ngay yëkkati sa loxo ngay palper sa ween yeeg yooyu pour nga xool ba xam daal boo daj si donju nga teel a dem hôpital daal. parce que j'ai jamais eu l'occasion de le faire moo tax musuma dépisté wu mais année bi continue yaakaar naa wax naa ko mën a def. mës naa dépisté wu l'année dernière. dépistage ak mammographie cher nañ loolu fii ci Sénégal soxna yi ñoomee ñuy woo nguur gi ngir mu mën ko subventionné ndax si dooli ñu gën a dooleel di ñaax askan wi mu doon loo xam ne dina tax tey ji ba ay nit ñu bëri dund. dañ ko war a wàññi parce que boo xoolee tam manque de moyens moo tax ñu bëri duñu mën a dem ci hôpitaux yi di faju da ngay gis ku feebar toog sa kër jël benn garab rek naan te xamoo li la dal donc bu ñu mënoon wàññi kii yi frais yi di ko wàññi di gën a oyofal jigéen ñi ñu mën a di lu leen dal lu nekk ci seen yaram rek lu ñu xamul loo xam ne sentir nañ ko rek ñu daw gaaw dem ci hôpitaux yi ñu xool leen. su ma sañoon nag télé yeeg ñëpp média yi wax nañ ci gën a mën a wax pour suñu mbokk yeneen jigéen yi surtout comme ni ko ñu nekk ci village yi tamit. cancer wu butiku jurukaay yi ak cancer wu ween yi day rey ay junni soxna at bu nekk ci àdduna wërgal këpp dépistage bu ñu teel a def dina tax tey ji ñu teel a xam ndax feebar bi am nañ ko waaye dafa cher loolu li ni mel tax na nag ba soxna yi duñu am sañ-sañu dem hôpital. jërëjëf Fatim ñu sant ko bu baax gërëm ko ci élément boobu ci wàllu santé lu doy waar la wàllu cancer ween yeeg col utérus yi doy na waar. Louise. waaw Fatim def na élément bu am solo mi ngi wax ci sensibilisation au cancer du col ak cancer du sein muy lu jigéen ñëpp war a yëg. war a xam ndax loolu mooy tax ñu naan sensibilisation lu ñu war a fësal lu ñu war a siwal ba ñëpp gis ci njëriñ li mu gën a marqué ci élément bi mooy. jigéen ñi même bu dépistage amee fenn ñu ci bëri dañuy ragal a dem. ñuy ragal nañu saytu ba gis. lu tax ñuy ragal. waaw ragal rek parce que comme que feebar bi boo nee cancer rek nit yi rëyal nañu ko benn rëy boo xam ne ñu bëri cancer dee lañ ciy toftal. donc du lu ndaw c'est normal que nit ñi ragal ko mais ragal boobu lu may wax mooy bu mu tax ñu bañ a saytu seen yaram ndaxte dépistage bi dina la fànkal lu bëri. par exemple yow cancer du col de l'utérus bi boo defee dépistage bi dina la aar pendant 1 an donc loolu avantage la mën nga xool gis comme mën nga xool bañ a gis mais boo xoolee gis ci bu teel ñu faj ko mu wér parce que ñaari type de cancer yooyu yëpp Sénégal def na ci avancé bu extrêmement bu extraordinaire c'est-à-dire que loolu moom muy cancer du sein comme muy cancer du col de l'utérus léegi buñ ko teelee gis dañ koy faj sans problème. Donc, bien que traitement est cher et tout, mais comme l'élément bi wax rek ñu limité aussi sensibilisation bi jigéen ñi même bu seen koñ amul dépistage ñuy jël seen responsabilité bopp de temps en temps ñu dem hôpital fay seen xaalis def dépistage bi c'est important autopalpation tamit ñuy làmbatu seen bopp xool bu baax ndax amuñu benn donju ci seen ween xaw ma nu ñu koy waxee maa ngi jégalu làmbatu seen bopp bu baax après ak avant chaque règle donc yooyu mooy tax ngay saytu sa yaram xam ndax
am nga wala amoo boo ci sentir mën nga sentir donj nag fekk ne du loolu donc hôpital rek moo la mën définir lii la wala du lii maanaam boo sentiree donj daal demal nga seeti waaw boo sentiree donj moom demal nga seet hôpital mais man li ma gënal sax mooy ñu bañ a xaar ba sentir donj c'est-à-dire que nañ def chaque 6 mois au minimum ñu dem def dépistage bi ñaari dépistage yëpp muy cancer du col ak cancer du sein loolu mooy fagaru xam nga ñu naan fagaru moo gën faju mën nañ ko defee ci hôpital yëpp yëpp hôpital yu am gynécologue yëpp mën nañ ko fa def d'accord ana machine bi paanoon machine bi non am na instant bi machine chimiothérapie bi am na Sénégal instant yi am na ci plusieurs d'accord am na ci plusieurs yëpp a ngi dox ci li ma fokk ci li ma fokk waaye daal yi ñu jëndoon moom ñëw na daal waaw yi ñu jëndoon moom ñëw na nag mais tamit est-ce que démarré woon na parce que am na benn buy marché mais est-ce que démarré na parce que ñi ngi doon jusqu'à 2 mois en arrière ñi ngi formé machine yi ñëw na mais ñi ngi formé ñu ko war a utiliser parce que erreur bu ñu defoon mooy bu ñu demee pour jënd ko même moment boobu ñu waroon formé yóbbu ñu ko war a utiliser mais dañu bàyyi ba machine bi ñëw pour après machine bi waroon a installé voilà donc loolu perte de temps bu mag la woon donc perte de temps bu mag la c'était pas réfléchi vraiment mais xam naa ne suñu njiit yi comme que dañu xaw a xarañ trop dinañ ci jóg mais dépistage moom c'est très important foog famille farlu ci au minimum chaque 6 mois ñu dem dépistage comme que maintenant organisation yu bëri ñu ngi koy offrir dem ci koñ yi di def dépistage gratuitement donc bu kenn ragal nañ dem saytu seen yaram moo gën a wóor fagaru daal moo gën faju d'accord Cheikhouna élément bi seetaan nga ko lan nga ciy wax li may wax rek mooy que d'abord man ci gëstu yu bëri yu nit ñi di def ak di ko seetlu dañ def remarque ni que ni feebar yu bëri yu am tey bu njëkk amuloon wala bëriwuloon wala fësuloon comme ni mu fësee ni lan mooy cause yi d'abord parce que nit balaa nga koy faj war nga xam lan mooy cause yi nga jéem a trouver ay solution ci cause yi d'abord mais nit ñi dañ nga seetlu ne man ci jàngat yi ma def que ni tey planning daf ci jouer rôle bu important ci feebar yu bëri yu am cancer yu bëri xam ne dafay daal ci biir gis nga Louise kaay ma wax la benn affaire gis nga nature bi yàlla dafa am nu mu bindee nature bi muy garab yi muy suuf si muy ñun nit ñi gis nga yaram soo ko agressé rek yaram ak karaw ak suuf ak leneen lépp xoolal ci nature bi nga suuf tey soo ko agressé di ko jox benn produit semence engrais wala dara di nga dem ba benn instant suuf si dootoo ko mën a bayati parce que day fayu sa karaw bi nga am sax yow en tant que jigéen soo ko doon afro chaque jour di ko demeena di ko demeena di nga dem ba benn instant xool karaw bi dafay moom it dafay fippu parce que yaa ngi koy agressé corps humain bi noonu la mel parce que corps dafa am benn organisme am nu mu organisme war a fonctionné woo nga ne ko yow du fonctionné woo noonu forcément dafay am ay répercussions day am ay jeexital ci sa yaram bi yow jigéen bi te loolu nit ñi dañ ko ñemewul wax dañ koy nangu wax parce que xaalis bi ci nekk campagne yi parce que ñun ñun ay dañu am ay moyens yu colossal mais loolu moo fi nekk il faut que ñuy teg baaraam ci yooyu léegi jigéen ñi muy daal tey léegi da nga wax que ni machine chimiothérapie bi nga xamante ni tey sénégalais yi tey formé wuñ ci naka lañ koy utiliser mais man xam nga laa mënul comprendre man mënuma comprendre ñu am fii université am fac médecine fii tey ci Sénégal te tey fac médecine ak fi feebar boobu noonu toll tey duñu jël ñooñu en compte loolu c'est très grave mooy que tey am na feebar boo xam te ne tey mu ngi laal suñu jigéen yi mu ngi def ay ravages yu grave te tey suñu milieu éducation jëlu ko en compte. c'est-à-dire je sais pas. c'est-à-dire parce que tey si santé la bokk. maanaam foog médecine waroon na former ay nit ñoo xam ne waruñu xaar tey ba machine ñëw wala ñu ne ñu ngi former ay nit ce qui veut dire que tey. mais fac médecine kañ loo kañ du fac médecine. loo kañ gouvernement yi la. non moom laa la mais il y a déjà ñii dañuy jàng mais il y a déjà des professionnels qui sont là disponibles à le faire. moom laa la mais ils sont xam nga ñoom dama ne. xam nga soo nee ba ne ma que dañuy former ay nit yu ko def mooy que tey ñooñu ñi ñuy former déjà c'est des gens yoo xam te ne ñu ngi ci milieu ba pare d'abord. xam nga fii formation yi nan lay demee je t'explique formation yi ñuy demee mooy soit on amène benn européen boo xam ne. mu ñëw former leen soit ñu jël ñi fi nekk jël quelque. yóbbu leen ñu former wu c'est exact je suis d'accord je suis d'accord dama ne loolu warul am. mais du si université yi lañ leen di former pour machine bi parce que ñun amuñu ko. non moom laa wax dama ne foofu la problème bi nekk tey normalement tey suñu étudiants yi nga xam te ne ñoom ñooy suivre médecine tey ñoom waroon nañ pare xam nga lan moo graaw di jàngal ñoo xam ne pare wuñ ñoo xam ne dañuy pare génn jàng fekk na ñoom pare wuñ man je dirais juste que par rapport à ça que ne jàngal médecine Sénégal c'est plus théorique que pratique. C'est pour ce qui fait que xale yi bu ñu génnee duñu opérationnel ci saa si. Par exemple boo demee en Europe wala en Amérique ñiy jàng médecine dañuy def seen cours yi dañuy def une semaine de théorie une semaine de pratique ci année yëpp. Mais fii 7 ans yëpp boo moytuwul théorie ngay def. mais nag loolu mooy danger bi voilà waaw ça c'est grave Sénégal ñun dañuy feebar ñu dem si
face à certaines maladies ñu ñëw taxaw ñu naan ñu que ni amuñu médecin bu ko lii fii wala amul spécialisation fii foofu laay waxee que ni foofu ñun foofu lañ tëddee. y a beaucoup de domaines yoo xam ne ma jox la benn anecdote bu ndaw. dama assisté benn accouchement bu yàggul dara. xam na sage-femme bi doon accoucher femme bi sama mbokk la jour ba mu nekkoon jouram bu njëkk muy accoucher jigéen mais dafa taxaw di jooy. ku doon jooy sage-femme bi. lu muy jooy. munul dafa tiit en fait. parce que musu ko def expérience bu njëkk la musu ko def pratique mais ñooñu. te sage-femme la sage-femme la bu am diplôme mais formation loolu war na cee bokk. mu fekkee normalement dafa war a fekkee plusieurs fois mais musul accoucher nit moom kese. sax fenn. exactement donc da doon jooy dañu mujj ñun ñi nga xam ne jaxasoo dem uti dem wooy beneen médecin si kaw mu wàcc ko xam ne du accoucher mooy liggéeyam. kooku war nañu ko dugalaat école donc voilà donc paniqué boobu parce que xamu ko tamit. jàngal mooy dëggal li Seexuna wax rek. exactement maanaam waruñu yem rek ci théorie mais war na am pratique. voilà. xam nga vraiment daal loolu mooy li nga xam. macha allah moom laa si bëggoon wax xam nga. am na solo jërëjëf Seexuna Noreyni élément bi seetaan nga ko. Noreyni Taalif lan nga ciy wax. dëgg la élément bi xanaa di ñaanal ñim dal rek suñu borom saafara leen te tamit di wax ñi ñim dalagul buñ ko ragal nañ dem ci hôpital yi comme que lu xew la. nañ xool ba xam lekk yi nii la. façon soline parce que gisoon naa ay jamono ñu andi fi ay soutien ñu ni soutien yooyu sax moo koy joxe. parce que tamit benn instant dafay mel ni tubaab bi tamit dañuy créer pour seen business dox dañuy créer ay mbir yoo xam ne dañ ñu koy andil te mbir yooyu noonu ñu suñ ko jëlee moo ñuy andilaat jàngoro bi tax ñoom seen ay comprimé mën a jar. te am naa ci benn misaal benn waaye bu mu wax mu ne ma bi tubaab bi di door a ñëw fii ubbi fii pharmacie mu def 2 ans yoo xam ne jaarul sax lu ma 20 000 francs dafa jël bi ñu ko waxee benn borom xam-xam boo xam ni kii la russe xaw ma benn koo xam ne kii la benn borom xam-xam la daal boo xam ne ci wàllu garab lay liggéey voilà def naa kii la chid looy demee noonu dafa leen andi leen ma Sénégal seen yi ñuy lekk yëpp seen condiments yi denrées yi bi ñu ko andilee mu def jàngatam dugg ci ay laboratoire bi mu génnee daf ne leen ñii fekk ñi ngi lekk lii waxuma la sax pharmacie mais hôpital du fa am te loolu yàggul ndar lañ ko njëkk installé mooy pharmacie boobu noonu 5 ans 6 ans après feebar yi commencé ñëw ay tension diabète ay miir xëm ak yu mag ñi yooyu daal leen dal kon nañ delluwaat ci suñu aada ak suñu cosaan lekkin wi façon solin wi ak tamit di dem di gëstu ji maanaam bàyyi ba bañ xam nga li may wax rek hôpital moom soox dugg soox génn waaye jàppoo dugal moom jàppoo génn rek yal nañu ci yàlla mosoo kon nañuy soox di dem di xool di gëstu soox génnaat waaw soox génnaat moom d'accord loolu am na solo waxu taalifkat la Oustaz Mouhamed élément baa ngi loo ciy jàngat soox dugg soox génn jàppoo dugg jàppoo génn moo gën ni jàppoo la dugal la de jàppoo génn rek ndeysaan li ñu njëkk a wax moo di ne fàttali nit ñi ñaan bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax naan allahumma inni a'udhu bika min al-juzami wal baras allahumma inni a'udhu bika min al-jununi wal juzami wal baras wa min sayyi al-asqam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da doon ñaan yàlla na ko yàlla musal ci feebar yu bon yi kon loolu tamit ab jullit dafa war saa su nekk su xëyee mu di ko ñaan yàlla subhanahu wa taala nga xam ne ci biir feebar yooyu cancer ak yëpp mu ngi ci ndof mu ngi ci ak yeneen ñeenti feebar la yonent bi daan cité tëjee ko ak mbooleem feebar boo xamante ne bu bon la Cheikhouna dafa am lu mu junj loo xamante ne léeg-léeg suñuy ooy bool bi dañuy ooy na le bañ a yegg si digg bi moo di ne ñoom Badiane Lewis war nañoo def benn enquête boo xamante ne bu xóot par rapport ak feeñuk li nga xamante ne mooy cancer du sein ak l'utérus lëkkale ko li nga xamante ne mooy dugguk planning ci Sénégal ñu xool parce que sooy jàngat ñu lay wax cause yi certes am na yeneeni cause mais da ngay bokk ci cause yi ñu lay wax ne jël bi jigéen di jël comprimé yi koy teree ëmb bokk na ci cause yi mën a jur mu am cancer pourquoi bu ñuy sensibiliser nit ñi duñ ko wax parce que tàngal ba ñuy joxe ca wàllu planning dafa rëyaay boo xamante ne ña ko lopp mënuñoo wax fekk ne ñu ngay sax tàngal boobu te loolu dafa nekk loo xamante ne lu doy waar la man boobu musuma dégg kuy wax ci wàllu kii dinañ wax nit ñi rek làmbal na ngay làmb sa kii mais wax ko li nga xamante ne moo koy sabab pour mu indi ko parce que léegi da ngay xool fi junjëm moo gën a metti nan la xale boo xamante ne déggagul alxayri dem di planning xale bu déggagul alxayri dem di planning
c'est-à-dire comprimé yooyu yàlla dafa am nu mu bindee doomu aadama am lu war a génn ci doomu aadama tuur ndox mooy li gën a yomb tuur ndox mooy li gën a yomb mais bu la ko yàlla xañoon di nga xam ne dafa war a génn lu war a génn ci doomu aadama boo ko xañee ah gis nga mës naa gis benn boroom xam-xam je pense Cheikh Ousseymine la biñ ko laajee ndax xam nga jigéen ñi dem aji màkka pour bañ alxayd l'islam dafa wax ne wa in xabasani xaabisun booy dem aji màkka yàlla dogal ci jigéenu maam Hawa ñuy gis mbaax l'islam may na la booy dem nga chartal yàlla ne bis bu ma gisee mbaax kon fang ma ko gisale fa laay yem bu ko defee dara du la ci fekk biñ ko njëkkee laaj ndax jigéen mën na jël comprimé yooyu noonu dafa waxoon ne waaw mais après médecin yi wax ko ne ko am na ay ngaañ yu muy jural jigéen mais dafa delluwaat ginnaaw ne kon jigéen bu ko jël kon yooyu ngir ne am na ay organisation yu am doole yoo xamante ne ñooy sexalaate tàngal ci wàllu planning te ñi ko sex malheureusement ñoom ñoo war a sensibiliser nit ñi ci wàllu cancer boobu mënuñu wax parce que day jur contradiction en tout cas lu mat a bàyyi xel daan naa dégg tamit ñuy wax même góor tamit mën na jàppal soxnaam pour xool ndax fee yi mu ngi feeñ ci moom parce que am na lu ñuy séq ñoom ñaar loxoom di yegg foo xamante ne mën na xam bu soppeeku amee ci wàllu cëru soxnaam mu mën a xam ndax am na kii wala déet d'accord jërëjëf Oustaz Mouhamed li may tëjee seen wax rek waxu Imam Dame Ndiaye dama ko mos a dalal ci benn émission bu ñu doon def fii ci benn rajo ñu doon waxtaanee ci wàllu planning mu indi docteur américain bu wax ni pourcentage tuddoon na pourcentage bu kawe ci liy jur cancer ween planning familial bokk na ci ndax hormones yi nga xam ne mooy nekk ci weenu jigéen bu amul doom di nàmpal day màgg te bu yàggee màgg loolu mooy dem ba jur donj yooyu noonu ñuy wax mooy dem ba indi cancer mi ngi mel ne rek benn néeg boo xam ne dañ ko tëj te kenn du ko fomp kenn du ko bale su yàggee soo ko ubbee da nga fa fekk tilim bu la jaaxal léegi nag cancer tilim la buy dajaloo ci weenu jigéen boo xam ne bu amoon doom ji di nàmp day génnee tilim boobu bi mu ko waxee am na jigéen ju nekk Amérique ku sant Jóob bi mu dégloo émission bi mu woo ma ne ma li imam di wax dama koy confirmer ndax am na kenn koo xam ne ci dëkk yi nu wër réew yi nu wër la dëkk fan yii rek la yàlla jël bakkanam te dafa amoon canceru ween te bokk na ci li ko jural bi mu seetee docteur yi mooy planning bu mu doon def foofu ci Amérique ngir bañ a jël ëmb moo ko jural cancer boobu noonu mu ne xamaan na keneen koo xam ne demaat na bañ wax ko ne ko am na cancer te ci planning la jaar kooku moom mi ngi dund pour rek dëggal li Seexuna wax li Oustaz Mouhamed wax mooy am na lu ci nekk loo xam ne waxaguñ ko dem rek gratuite ñu defal la planning pour yow yomb na espacement de naissance ñenn ñi koy def te ami moyen sax xëy na mën nañoo jël seeni matuwaay yoo xam ne du bokk ak ki amul moyen di ko def loolu tamit bu ñuy waxtaanee yu mel nii ci cancer buñ ko nëbbaale nañ koy wax doom yi ñuy wan xoox yi nañ ci def attention waaw xoox yi nañ ci def attention loo xam ne dañ la koy jaayee 2000 francs wala sax ñu may la ko su la jàngoro dalee ngay fajoo ay 7 millions cancer ween corrigé ko mën a faj yàgg ak moom mais ku mu dal te amoo loo fajoo ay dem Tunisie kii dem Maroc kii dem ci yenn réew yi maara day taali su ko defee loolu tamit ñu bàyyi ci xel bu baax a baax noo rëy ni macha allah ñu sant ko gërëm ko li mu wax léegi loolu la ma waa Rési di fàttali ñu bàyyi ci xel dugg hôpital ñu soox di soox génn soox moo gën ñu jàppoo la dugal la ñaareel jàppoo la génnee la moom moo ci topp loolu ñu bàyyi ci xel bu baax a baax su ko defee dañuy dem Rési rek nees kiis ñu del si waat dugg ci sunu thème insha allahu taala jërë ngeen jëf waa Rési ñu sant leen bu baax a baax gërëm leen macha allah di ndokkelaat bu baax ñi seetaan ñëpp jamono yi ndénkaane yaay yi ci biir kër yi nga xam ne léegi dematuñu fenn ndeysaan lu dul toog rek ci sijaada bi ak xool njaboot gi ñaanal leen ñoom it bu waxtu wi jotee ñu bàyyi xel DTV di seetaan ndénkaane yaay yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm waaye tamit soxna Liwis sa mbokk jigéen ñi nekk bitim réew
nga xam ne ndeysaan dañoo dem rek féetewoo yar njaboot gi dañuy wéet ñoom kese émission bu mel ne ndénkaane da leen di wéttali lool ñoom itamit ñu ngi leen di bàyyi xel seeni boromi kër di bàyyi xel ñi ci bitim réew yëpp di topp ndénkaane Nouréyni Taalif ci yow la ñuy dooree dañuy waxtaanee goro yi ci biir kër yi ak seeni goro belle-mère xamoon na kañ lañ ñëw ci belle-père yi waaye defe naa belle-mère yi moom beau-père yi wala beau-père beau-père yi xaw ma kañ la ñuy ñëw ci beau-père yi waaye ñu ngi ci belle-mère yi yaay yi nga xam ne seen doom dafa takk soxna indil leen ko ci biir kër gi te léeg-léeg am yenn yu dox ci seen diggante yoo xam ne nii du nekk lu rafet loolu la ñu bëgg waxtaane yaatal ko ngir bu ñu fi bàyyeekoo ci émission bi lu bari saafara aussi yow nag ngay taalif ñu xam la ci Nouréyni Taalif lan nga nuy indil tey ci thème bi ñu yëkkati di ko waxtaanee ci ndénkaane. jërëjëf oustaz di nuyuwaat ñëpp di nuyu goro yi di leen beral nuyoo surtout goro yi jigéen ñi ak yu góor yi xam nga fi may njëkkee tuuti mooy leeral baatu goro mooy lan ñu xam baat bi njëkk baat bi du baatu olof. déedéet olof moomu ko baatu arab la. goro waaw te it du goro gooro la. olof moo dagg bu doon da nga koy bind ci olof keef ngay def comboj ko ci bind olof def ci waaw ak raa muy gooro équivalent la nattukaay la maanaam mi ngi mel ni nga ne litre booy natt litre wala ngay natt or wala jamaa nga ne gramme wala tey ba doon natt lu mel ni suukar wala mboq wala dugub nga ne ay kilo gooro du wolof. gooro baatu arab la. gooro la tudd ci arab gooro nattukaay la ci arab am na baat kaaf bu ñuy def ñetti tomb. déedéet dama ne la boo koy bind. ci olof combaj. d'accord mooy bind combaj. mais ci arab gooro. boo koy bind waaw xam nga combaj bi du ci am. ndax keef waaw raa lay doon. d'accord mooy dama la xam ne li may jublu mooy ne la olof moo ko dagg wax ko goro. mais arab gooro la ko tudd la ko tuddee. d'accord nattukaay la boo xam ni xaalis bi mu xewee yàggul. ba mu xewagul ci lañ daan jël li ñu daan jox ku jigéen ki di nattukaay la buñ doon natte ne kii mooy góor li ñu doon natte ku góor ki li mu doon natt ngir mën koo jox ku jigéen ki ba sëy bi mën a dagan loolu nattukaay boobu lañ tuddee woon gooro su ko defee suñ ko nattee ci wurus wala ñu natt ko ci xaalis wala lu mu mën a doon ba jox ko ku jigéen ki loolu moo tudd gooro mooy càng bi waaw xeetu comme càng baat bi foofu la jóge léegi nag mu dem ba olof andi ko tudde ko goro mooy sa yaayu jëkkër sa yaayu jabar wala sa baayu jëkkër wala sa baayu jabar foo xam mu ci mën a doon mais baat bi loolu la baatu olof la olof am na baat boo xam ne moom la ko waajalal bu njëkk da ngaan gis bu ñu muuree jigéen ji ba muy sëy yi ñu naan njaag nangul parce que yaayu ku jigéen ki moom la ñuy teral wa ilaa ñuy teral yaay bu ñuy teral yaayu ku góor ki nga xam ne moom mooy takk ñee bu ñëwee di ko teral si da ngay dégg naan ko njaag nangul di ko jox ay yëf moom njaag lañ ko waajaloon bokkut ak lu jiig njaaga yaay njaag mais jaag bi ñuy tëral néew jaag boobu ndax xam nga dafa am expérience ci kër gi dafa ñëw yàgg ci kër gi ba jur fi doom xam ci baayu doomam ju góor ji ñuy takk soxna ba andi ko loo xam ne nii tey bari na moo tax toujours dañ lay wax ni yow ku jigéen ki na nga tarbiyu sa goro parce que olof day faral di wax naan li ci baraada bi bu dee dëgg la li ci kaas bi du ay nax tey day neex lool nga xam sa jëkkër ngeen ànd xamante comme li ñuy wax maanaam tàmbali bi mooy se connaître se comprendre se faire confiance mais connaissance bi ak compréhension bi ak confiance bi dëgg-dëgg li la koy mën a xamal mooy sa goro tey Cheikhouna dina am jikko yoo xam ne nii dëgg soxnaam bu ñu doon dund fukki at du ko xam. te yaayam xam na ko. te yaayam xam na ko yaayam jooju nag su ko gorom boobu noonu olof di baat di wax su ko tarbiyiwul ba mu wax ko lenn li parce que li ci baraada bi mooy tey jii mooy baayu ki nga xam ne nii mooy jëkkër ji. te yaayam doon tarbiyu. kon li ci kaas bi mooy Cheikhouna. palaat bi nag mooy goro gi nga xam ne nii moom nga war a defar ba mu set pour mën cee teg kaas yi pour mën koo service kon baat bi foofu lañ njëkkee baatu du goro mais goro la nattukaay la tey jii dañ la buñ nattee ci goro boobu buñ ci nattee or wala xaalis ba jox la ko mais xam nga ni or ak xaalis doo jëm ci marché bi di ko takk surtout or da nga koy denc di ko waaje
sër boobu nga xam ne moom lañ lay jox ne la jënd ci càng wala càng googu li ñu ciy jënd muy ne la sër bi nga xam ne moom ngay def boo demee ba tiit sa biir néegu sëy wala nga dem ba kii nga sol ko toog jàpp jullu penku ñaan loolu xam nga ni doo ko bàyyi fu nekk da nga koy denc fonk goog nga koy fonk ak denc goog nga koy denc nga xam ne day nekk ci sa taatu gaal loolu lañ la wax ni moom nga war a def ni sa goro foofu nga ko war a teg mais goro waroo koo jël def ko nii rek pañe demukaay marché ba wala ngay jàppe ko noo xam ne ni tey jii maanaam du la xamal li lu bari loo war a xam ci kër gi d'accord noo rëy ni société bi bu ñu jëlsee ci société bi ni ñuy dundee léegi góor ñi dañuy takk soxna pour takk soxna comme seen soxna wala dañuy takk soxna pour takkal ko seen yaay ndax li ñuy gis léegi mooy boo takkee soxna indi ko ci biir kër gi jubóowul ak sa yaay day def tout pour mu génn kër gi léegi kon soxna si pour sa yaay la wala pour yow la waaw étape la bu ñu mal traversé parce que bu ñu demee bay laaj ba xam ndax dañ ko war a takk ngir yow rek wala nga takk ko ngir sa yaay kon am na étape boo xam ne da nga ko mal traversé te chaque étape mal traversé ça se répercute mooy tey fan nga war a takkee kan nga war a takk loolu concertation la boo xam ne nii diggante doom ji ak yaayam ak nijaayam bàjjanam ba ci baayam ku ci ne da cee am tomb boo xam ne da nga ko war a def ci biir mbind mi. waaye loolu yàgg na de. ngir mu war a complet loolu yàgg na yaay takk sa jabar sa nijaay ak sa maam sa tonton ñëpp bokk ci. waaw dañ cee am part de responsabilité. parce que xam nga bu ñëwee ci kër gi. ñëwulu la yow kese. déggoo. bu ñëwee tey booy takk soxna. sa bu ñëwee ci kër gi yow boo takkee soxna tey soxna si ñëw ci kër gi. sa jarbaat lan la koy wax. du yumpaañ la koy wax. mais cëru yumpaañ dafa am. ni cëri bàjjen amee. waaw dama bëgg wax ne takk bi. ñooñu amuñ ci kàddu. déedéet looloo yàq jamono ji léegi. nooy takkate sa baay amu ci kàddu sa yaay amu ci kàddu. waaye yow itam wax nga fi nijaay ak mais buñ ci amee kàddu est-ce que buñ jubóowul ak moom kon ndaw sa du génn kër gi. loolu mooy sama question. c'est que ñàkk jubóo gi mooy erreur bi. su fekkente ni yow sëñ bi. man jaar naa fi ma war a jaar. ba am soxna maam déggal sama parce que sama waajur dafa nekk ci kër gi di sëy ak sama waajur wu góor ba man ma sosu ci judd ci. mais xanaa su may takk soxna tamit du sama propre plaisir moo tax bëgg naa sama yaay noppalu. xanaa sama yaay bëgg naa buy dem buy doxati tamit dox boobu lan la reer na ba suur day def 100 pas yor kursam di ñaan. mais doonatul day jël di soqee ka walee ka dëbb ak a paase ak a fóotal boppam. kon yaay jooju am na ci solo donte tamit dëkkut ak gorom boobu noonu mais goro boobu am na fu mu ko war a féete. kon man gëw ma ñàkk juboo ci parce que mooy li ma la. dafay am maanaam bu ñuy wax dañuy wax ci cadre général bi. waaw maanaam mën nañoo juboo que ñu bëree ngi seetaan ñoo seen i goro. wuutale wuñ kook seen yaay ji leen jur. wuutale wuñ kook seen doom ji leen jur ji ñu jur. mais am na koo xam ne tey lu ñuy gis la ci société bi. c'est-à-dire jubóowul ak gorom. goro bi dootul xajate ci biir kër gi. léeg-léeg sax doom ji moom dafay jaaxle du xam fan la war a féete. ndax bëgg na soxnaam mais yaayam nee na ko du fi toogati. dëgg la loolu la ñuy wax problème boobu. problème boobu mooy li ci am mooy li ma la wax toujours mooy ki ñu waajalul xam nga waaj ci loo gis dafa am solo. ñii ñooy sëy ki nga xam ne dafa dégg riir mi rek jigéen ji dégg riir mi rek sëyi mu ne day sëyi ak ki nga xam ne dafa dem par exemple ba seen kër xat nga xam ne dem na ba kër gi xat na ci moom fi ne nii moom obligatoirement dafa war a sëyi. moom seetatul Ousmane mën na yor ak Cheikhouna wala kenn mën na yor moom dafa war a sëyi. kooku xam nga ne waajul ko ak ki demoon ba dikkaat wala ki nga xam ne dafa seeti mais ki am ëpp solo ci goro bi ki ñu war a takk man mooy ki ñu waajal. parce que dañuy def erreur yu bari ci Sénégal dañuy jàpp ni tey jii sëy du lu ñuy jàng sëy dañ koy jàng. da ngay ànd ak ni sax dégg mu ne la dañu doon maye man ak jiw dañu doon maye kan lañ doon maye ci yéen ñaar. ki ñu doon maye ki ñuy yow la bu ñu demee ci jàkk sax dañ naan ñaan leen ana ñuy ñaan ana ñuy maye ñu maye kon yow ku jigéen ki yow lañ maye mais da ngay dégg ñuy yàq baat yu bare naan man ak diw de dañu doon maye. su ko defee yéen a ngi tollale loo xam ne nii tolloowut yow dañ la maye yow ku jigéen ki. kon boo demee fañ la maye am na woo nekkin woo fa war a nekk. waaw c'est que nag yow bu ma la déggee dafa mel ni da ngay waxaa rek ko jigéen ki. waaw yow ba léegi ñëwagoo ci goro bu jigéen bi. ci goro bu jigéen bi ci biir nan la war a nekkee. kooku waaw nu mu war a kooku xam nga. yaa ngi wax kële ku ñu waajal. mais ki ci kër gi ndax moom du waaj. waaw ki ci kër gi xam nga buy waaj tamit waajam du bare du am solo. moom mi war a dalal. moom mi war a dalal waaj bi du am solo xam lan moo tax. moom nekk na ci kër gi ba am fi lu mu dee juróom fukki at wala juróom benn fukki at wala ñeent fukki at
kon moom mission moom réussir na ko de yow miñ takk ànd la ci kër gi yow yaa war a fexe noo réussir si mission ci moom premièrement doo daan la boo xam ne boo ko jubee da nga war a freiner ba mu sedd nga xool ñoo ko jéggee am na tamit parce que sallallahu alayhi wasallam doon na ko wax nee na fexe leen ne def seen i bàyyi jëkkër yi ni seen bàyyi bopp seen yaayi jëkkër yi ni seen yaayi bopp def naa loolu fu ñu ko defee du am problème mais tamit am na goro yoo xam ne tamit règle boo gis am na exception yoo xam ne tamit peut-être ki nga fi nga ba ngay takk yëgaloo leen d'accord tàgguwoo leen peut-être sa baay sa doomi bàjjen lañ bëggoon nga takk ko wala sa doomi nijaay wala seen xarit dëkkandoo bu yàgg bëggoo loolu gisoo loolu nga takk ko andi ko ci kër gi ñu saaf suuf teg ko ci di ko fitnaal ak yooyu teew tamit ñoom nañ xam ne tamit vraiment expérience bi ñoom gaa yi baax sax da ngay gis dañ koy ñaane ne liñ doon ñoom du seen njàmbaar xéewalu yàlla moo leen xéewalu ñu dem ba yegg ci niveau boobu dégg nga ci mbind yu bari ñu bind ci Ahmad Bamba day faral di fàttali loolu fi mu yegg ak li mu doon du njàmbaaram mais ñoom tamit dañ xam ni niveau boobu ñu yegg ak réussir bi ñu réussir ba toog fa temps boobu yëpp du seen njàmbaar ndimbalu yàlla la ñu fexee dimbali seen goro boobu sëy si ci kër gi ba mu mën a yegg ci niveau boobu ñoom ñu yegg d'accord jërëjëf Noreyni nañ jël si waat ci yow mais dafa mel ne Lewis mi ngi lay kii boobu ba léegi Lewis lan ngay wax ci goro yi mais yéen sa génération bi yaag Fatim su ma ñëwee damay ñëwaat. gis naa démb yaa ngi accusé Fatim bu baax a baax non. gis naa Fatima démb daf la bàyyi. Noreyni nekkoon xam naa moom benn côté bi mais côté bu ma ne tamit lay ñëwaatee. mooy yéen ñi nga xam ne yéenay fekk ji. maanaam ndax waajal nañ leen comme li Noreyni doon wax léegi. ndax ñu baree bari dañuy yóbbaale defante. ñenn ñi léeg-léeg ci télé bi rek la ñuy seetaane benn théâtre boo xam ne dañoo wax dara ci goro yi. moom mu fas ci xolam bu amee goro dana jëflanteek moom wala dana waaj mel ne kuy dem di fekki kenn koo war a xeexal nan la jigéen war a waajee ba bu demee fekki goroom goro bi ak nu mënti mel nga fexe ba gérer ko. xam nga man damay wax benn affaire sëñ Noreyni sànq dafa wax lu am solo ne booy dem ki nga fekki na nga ko jàppee am ni nga jàppee sa yaay loolu rek boo ko defee yaakaar naa ne jubóo dina am mais xam nga. ñaari mag ki yaroo fee ki yaroo fee ku nekk yor sa jikko bopp buñ dajee bu ñu amul ragal yàlla tuuti ak yar buñ deful nag lu ñu juboo loolu moom lu am la parce que ay idéaux yu bokkul la ay caractères yu bokkul la ay dëkkin yu bokkul la ñii nii la ñuy dundee ñee nii la ñuy dundee donc bu ci amul kenn ku wàccee boppam te loolu ci goro bi sëy si dañ ko séntu nag wax dëgg yàlla mu wàccee boppam jéem a adapté wu comme li ñu naan booy dem si dëkk gis ñëpp def yaramu neen si mbir ku def yaramu neen loolu goro bi sëy si moo war a adapté wu boo amul yére waaw boo amul yére rek tamit donc goro bi sëy si wax dëgg yàlla on est jeune mais il faut qu'on le dise aussi ñi sëy si xale yi ñoo war a adapté wu rek ñoo war a adapté wu ñooy dem ci kër ñooy fekk ci ñoom ñoo saf wala saxoo neexalaate ñoom ñoo war a fekk goro bi ni muy dundee bu fi xool jàng ay jikkoom ci bu gaaw nii la bëgg ma def naa def nii. pour am jàmm ndax jàmm boobu gis nga nit lu mu métti boo koy fekk si ay yëfam bu yàggee mu wàcc. donc man nag je pense que loolu mooy solution bi. mais tamit nu goro yu sëy si yu sikk amee. noonu nag goro yu meer yu sikk amee. am ñoo xam ne mënoo def seen bànneex. ñooñu loo leen di wax. waaw man daal li may wax daal mooy kuy sëy yi ku nekk na nga fexe ñu bëgg la ba pare nga fexe ñu bëgg la balaa ngay sëy yow man contre naa kuy dugg ci sëy ñu ne goro bi d'accordul wala kii d'accordul bëgg du bañ tamit du bëgg yow fexeel ba ñu bëgg la ba pare balaa nga fa sëy si ci ngay am jàmm waaye buñ la bañee nga ne man damay ñëw fekk ñu bëgg ma dina am tuuti lu siy ñuul. jigéen ji nekk di ci biir kër gu mel noonu léeg-léeg ay wujju peccorgoom la fay nekkal. man nañu ñu ngi liggéey ñu ngi def lan ngay wax jigéen ji nekk ci biir kër gi féetewoo liggéeyu kër gi mais ñi ngi ko xeeb ngir loolu goro bi jël ñeneen ñi nga xam ne ñooy fayee ko di ko jox. teg leen ci kaw ñooñu kooku lan nga koy wax. ñàkk xelu goro bi rek la loolu ñàkk xelu goro bi la li may wax loolu kooku jëkkëram moo war a am jom. ndax jigéen bu nekk ci kër tamit sa jëkkër moo war a nekk sa soutien góor yu bari ñu ngi tas seen kër ci sama yaay kenn du ko tontu sama yaay soo jotee yaayam rek sama yaay moo am dëgg catégoriquement góor yu bari ñu ngi tas seen kër fekk ne tamit yaay tamit ñu ngi def seen affaire xam nga nit koo xam ne man je pense que kiy joxe dooleem
moo ëpp foofu ki joxe alalam ndax kii xëyul bàyyi léppam talu sax solo bu rafet su xëyee mi ngi lay toggal mi ngi dem marché mi ngi lay paasel mi ngi lay fóotal mi ngi lay xoolal sa kër kooku amoo fayam malheureusement nag le monde est tellement matérialiste maintenant ñëpp alal lañ jiital xaalis lañ jël teg ko ci kaw booy xool sax ku am xaalis lañuy gën a considérer ku ko yorut loolu moom ñàkk xel la ak ñàkk respect jumte bu rëy la te malheureusement moom mooy am tout le temps donc goro yi daal comme ni ñu koy waxee rek goro yu baax tamit am na goro yoo xam ne au contraire au lieu seen goro yi sëy si seen jabar doom yi di leen teral ñoom ñoo leen di teral dañ koy gis tout le temps am na goro yu extraordinaire mais nag ñun Sénégal je pense que c'est dans la tête dañu jàppee ne goro ak jabaru doomam dañoo war a defante ba loolu bu jiitoo suñu noppi ba pare amaana pour mu baax du yomb. mais seen génération bi da ngeen di ñëw rek réservé wu. mooy sama jëkkër néeg bi bu wàccee bu njëkk kër gi ambiance moo fi amoon bi nga sëy seegul. mais léegi dafa ñëw sëy si rek ngeen ut seen télé tëju ci biir néeg bi te loolu dafay perturber mère yu bari. mais nag oustaz Mactar ku xam ne nag célibataire ak ku dul célibataire foog changement am tëju mënul ñàkk célibataire si sëy tëju bu ñàkkee sëy bi amatul sens de voilà. mais est-ce que tëju boobu du dem ba yàgg mu jur ñaaw njort ba tax goro bi ne léegi sama doom ji mënatuma. waaw dama lay nettali benn affaire. benn goro boo xam ne dafa sob ba nga ne ma lii lan la mel ni mercaama. bàyyi leen sama yaay. goro bi daal saa yu doom ji ak goro bi duggee si néeg bi moom foog mu dugg benn jour goro beeg doom ji complot ko du fëgg mère bi du fëgg. dafa mel ni mercaama kenn du moom. déedéet waay bàyyi sama yaay. goro bi jékki-jékki rek dugg si néeg bi rek ne bu dugg si néeg bi fekk ñoom programmé nañ ko ñoom ñëpp simbeeku nañ def dung toog di ko xaar mais bu mu duggee rek gis leen ñoom ñaar rek bu na laa astafurlaa génnaat dem am ko dootu ko defati. néeg intimité ay ñaar ñuy sëy lañ jeune marié boo mës a gis dinañ am wéetoo boo xoolee sax góor yi ñoo gën a bëgg a wéetoo ko jigéen ñi. donc buñ ne jigéen bi dafa ñëw sëy si rek accaparer seen doom mënul nekk. mais wéetoo bi mën na nekk mais nag mu wàcc du génn tout le temps xam nga mën ngeen toog ci salle bi waxtaan. waaw est-ce que yéen a ngi xalaat ba heure tëri jot wala yu mel noonu. est-ce que mën ngeen xalaat ne des fois tamit góor ki moo koy bëgg lu tax ñu war ko jël yëpp teg ko ci jigéen bi. mais bu ko bëggee est-ce que doo ko xelal ne ko balaa mère bi di yaakaar leneen duñ génn toog. mère bi amul lu muy yaakaar bu dul dinañ génn waxtaan. d'accord des fois de temps en temps dañu génn waxtaan amul lu muy xalaat ci ñaar ñuy dencante. wax dëgg yàlla bu ñu tëj seen biir kër te jigéen bi mi ngi def lu ko war ci biir kër gi ay liggéeyu boppam ci biir kër gi mi ngi koy def mi ngi nuyoo mi ngi togg mi ngi raxas mi ngi saafonte ak ñoom wax dëgg yàlla xanaa sa jëkkër bu ñëwee nga war a ne ci moom nag. waaw noonu ngeen di xalaatee waaye mairie tamit feneen la ñuy gisee. bàyyi ko xel de mairie tamit nañ bàyyi di sëy seen sëy ba pare ba màgget. bëgg sëy seen sëy doom yi. waaw d'accord d'accord Cheikhouna. dépense su jigéen ji sëy si. léeg-léeg maire yi ñooy bëgg yoral ko seen bopp rawatina. loolu ñi nga xam ne dañoo tukki nekk bitim réew. weer wu dee dañuy yóbbante xaalis. dépense yooyu mi ngi jur coow lu baree bari. ndax maire yeeg seen marché xale yeeg seen marché. lan ngay wax ci dépense yooyu nga xam ne léeg-léeg mu jur coow. ci biir kër gi ci diggante yaay ji ak sa soxna si nekk ci biir kër gi. ma waxaat auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mais balaa loolu damay rebondir ci Louise ak kii Sawaay li ñu wax. Nooréni. da nga wax sànq benn wax bu am solo. da nga ne yonent Yàlla Muhammad sallallaahu alayhi wa sallam nee na ni jigéen ñi jàppee seen waajuru borom kër yi ni seen waajur yi ñoom. foofu dinaa ci ñëw su fekkente ne da ngay ngoro xale bu jigéen jàppewul faalewul waajuram soo ko takkee it bu ñëwee sa kër noonu lay mel ak say waajur mais loolu dinaa ci ñëw. wala ni responsabilité góor léeg-léeg ñun sànq li ma dégg ba léegi ay jigéen la mais responsabilité góor na ci kii. lui si biir waxam wax na ni que ni léegi ne ki nga xam ne dañ koy takk waajur yi ànduñu ci. Louise njëlbeen du dara gis nga kan moo ëpp mérite que ñu takk kenn àndu ci mu def benn at ñëpp ànd ak moom kooku ëpp mérite ki ñuy takk ñëpp ànd ci mu def at ñëpp jépp ko. une personne ne peut donner que ce qu'elle a. doomu aadama mënut a joxe lu dul li mu am li nekk ci moom rek lay joxe. que mu ñu koy takk ñu ànd ci ñu ñàkk ci bañ ànd su ñëwee ci kër ga dina feeñ. mais ci biir waxtaan bi yëpp thème bi dama dégg belle-mère gendre belle-fille pourquoi ce thème bi responsabilité bi ci ñun la. ñun mooy ñan. ñun góor ñi bien vrai que jigéen ñi sëkk nañ am nañ ci part responsabilité mais li ci gën a mag ñun la parce que ñun ñoo tànni xale bu jigéen bi indi ko ñun ñoo dëkk ak suñuy papa ñoo dëkk ak suñu ay sœur te góor
sooy def dara wala ngay dugg si dara dafay fekk nga pare. nga pare moom mooy que nga pare ci ki ngay takk nga pare ci say waajur nga pare ak say sœur. pare nag mooy assumer ay responsabilité parce que jabar responsabilité la. yow yaa ko ngoro ji ci ngoro bi laay jiitoo xam nga ñun ban erreur la ñuy def erreur bi gën a mag bi tax suñu kër yi di am problème. ñun dañuy commencé ngoro benn xale bu jigéen di ñëw këram di ko fekk mu am ay problème ak yaayam wala di am problème ak ay sœuram nga farale ko d'abord su ñëwee ne way sama yaay dafa bëri wax kër ko nangam sàngam ngay ngoro xale bu jigéen bi déjà c'est un signal très fort. nga naxasaale loolu bàyyi mu jàll. day ñëw sa kër mais su fekkonte ni yow loolu am na takk nga ne ko hey yow nii ngay wax ak sa yaay nga corrigé ko foofu noonu moom takk dina xam ne moom mii kii may sëy lii sagam sama yaay laa ko def su ma ñëwee sa këram lii su ma ko defee nii lay répercuté woo nga ñëw fekk mu xuloog sëram petit sëram wala grand sœur ak ku mu mënti doon mu ñëw parce que xale yi bu ñu amee n'importe quel problème seen biir kër yi ci waa ji ñëw di ko fi seet si fale koy jooytoo mais ces choses là da nga koy régler parce que kay olof day léeb naan luy raam ci ñag ba la jëm loolu nag mooy liy raam soo ko bàyyee mu raam ba dugg sa biir kër ça sera la même chose dara du changé te ñun góor yi ñaar ñi muy man mi koy ngoro ak ki nga xamante ni moo ñu boole yëf si biir kër gi ñaar ñi muy sama papa man xam nga ñun Sénégal chaque dama koy faral man dañuy wax ay problème suñu wax dañuy fàtte góor yi ci biir kër yi léeg-léeg mais responsabilité bi ci ñun la ci man ak sama papa parce que sama papa moo yilif sama yaay yilif ma man parce que bu ñu fàtte ni aussi que ni kër gi oustaz yaa nga wax man mi takk sama jabar indi ko si biir kër gi jabar ji amul benn droit ci biir kër gi droit am ci biir néeg bi la yem dafa mel ni rek tey ambassade États-Unis nekk Sénégal am fi benn néeg moom loo am li mu am ci biir néegam la yem ambassade bi foofu la yem bu génnee ci biir Sénégal la nekk ci biir Sénégal nag Macky Sall moo fiy président loo bëgg a wax foofu li ma bëgg wax foofu mooy que ci biir kër gi waaw sama yaay moom mooy première dame bi Pape Matar Ndoye mooy président bi sama jabar nag bu ñëwee nag sama ay droit ak sama ay nangam sang ci sama biir néeg la yem ah bon loolu gàtt na non waxin la dégg la laaj wax dégg la laaj dama la bëgg xam président la ci biir néegam mais ci biir même rek xam nga tey waxuma amul kàddu ci kër gi de tey président mënut a doxal lépp président mënut a doxal lépp di nga délégué ay pouvoir loolu day am mais suñu la joxee ay pouvoir nga bëgg jéggi pouvoir yooyu bëgg dem jëli ji pouvoir bi nga xam te ni kii moom moo ko moom aussi ça crée des problèmes yaay ji bul fàtte ni moom it day sëy ci biir kër gi ba léegi sëy du màgget maire bi nekk ci biir kër gi day sëy ni yow ni ngay sëyee pourquoi yow nga bëgg nga war a jàpp ni que ni war maire bi dafa war a retraité carrément toog ça cause problème yow da nga am ay droit waaw mais war a retraité ci togg beeg fabeere beeg may ma rek maygal xam nga lépp loo gis si ni si sëy chaque chose en son temps lépp ay étape la sëy dafa am ay étape am ay étapes yoo xamante ni dafa am ay mbir yoo xamante ni da nga koy def am ay étapes yoo xamante ni am nga am ay mbir yoo xamante ni tâche yi da nga koy partage ak yenn am yenn yoo xamante ni da nga koy téel sa bopp est-ce que yaa ngi may dégg mais foofu la problème amee gis nga àdduna kenn ku nekk da ngay respecter sa bopp li nga am li nga kenn am nga respecté ko bopp bu ñu fàttali que ni maire aussi dañuy sëy ba léegi loolu léegi dañuy sëy ba léegi mooy sama question bi nga ñëw ci balaa ñoo ñëw ci Oustaz Mouhamed dépense bi balaa jëm si xam nga mooy li may wax nii dépense bi yow da nga nekk sa kër nekk ak sa yaay nekk ak sa jabar da nga nekk si kër sa kër papa nekkoo sa kër da nga sëy si kër famille boo xam ne sa kër papa la sa papa yeewu joxe dépense am keneen nekk feneen joxe dépense am keneen nekk feneen joxe dépense am ngeen nekk ñeenti frère ku nekk joxe mu ñëw tegu ci seen loxo papa seen papa su yeewoo ci ku mu koy teg ci loxo seen yaay la koy teg. loolu benn cas de figure la am na benn cas de figure non xaar da nga expliqué dama la rek loolu benn cas de figure la si sa loxo kan la koy teg sa loxo parce que yéen a fi wax nit da nga cas bi nga expliqué goro nga wax moom dafa ma laaj mais si cas bi nga expliqué laa ñëw dinaa ñëw ci beneen cas boo xam nit ki dafa dëkk yaay et tout yaa ngi comprendre si ko loxo gorom la koy teg ci loxo jabaram la koy teg moom baa bi jabaram la am. Cheikhouna am na ku ne ci ligne bi ñu jël ko dellusiwaat salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Oustaz Mokhtar. waaw Seyda ñu ngi ziar. Saar na nga def. alhamdulilah. kan la. maa ngi man la Mina. Nina. Mina. ah Mina na nga def. ça va États-Unis. léegi Mina nga tudd. déedéet dama waxee loolu di nga xam kan la. waaw baax na kon xam naa ko léegi ñu ngi lay déglu ci thème bi. waaw maa ngi nuyu ñu toog ci plateau bi Louis. Cheikhouna. ak Oustaz Mouhamed. ak di nuyu tamit invité bi. man nag xam nga man damay dégg Sénégal ni di wax naan goro ak golo dafa am.
ma laajte lan mooy golo. ñu ne golo mooy goro bi nga xam ne cëppi bëgg a tolloog ni yow te mënta tolloog ni yow ndax passé na ay atam. ma ne nag kan mooy goro ñu ne mooy ki nga xam ne daf laa téye ni doomam. soo ñëwee soo ne ko yaay mu ne la doom su gisee boo xam ne boo ko jaaree am ñagas mu teggil la ko. xam nga loolu ñaari nit ñu bokkuñu la. léegi nag am ñoo xam ne yàlla dara leen teralee goro yaa teralee leen golo. waxuma ne ñun jigéen xale yi sëy amuñ problème. am ñuy ñëw si ñun indi problème. waaye man de damaa gis nit boo amee problème. nga sori sa ndey sori sa baay léegi sa mbokku jëkkër ñooy sa famille. man li ma gis mooy ne sa goro daf la war a jàppale. daf la war a jàppale jële la. taxawu la comme sa yaay ba taxaw ba may problème parce que sa goro day am gàcce sa yaay def ko. ndax boobu benn ñagas-ñagas am sa diggante famille. te tey da ngay am goro surtout ñi nga xam ne dañoo nekk deuxième femme wala troisième femme ak yooyu da ngay ñëw sa goro jeng carrément. te dina la ko am. soo dama ko dund personnel aw ma laaj sama goro man lan laa la def. man def parce que damay jënd sama crédit fi woo ko mais du wax ak man mais affaire bi ma woo ko ma ne ko man dama bëgg xam lan laa la def mun na ma ko dara. après man ba ma xoolee ba si biir naa def sama wareef di ko seetaan. parce que da ngay yenn saa yi man loolu dama ne société rek ñoo koy dund. li ñu soxor yi yenn iñaan yi nga xam ne tey dañ loolu dafa métti dañuy jël jigéen ñi di leen def yoo xam ne dafa métti nag. te maa ma doon ñaan yàlla am goro boo xam ne su bopp ne man maa koy raxasal. maa koy raxasal ay tànkam. parce que loolu laa fekk sama yaay dafa sama maam. sama yaay dafa wax ne man aw ma wujj man sama goro mooy wujj ndax moo ma jural lu baax. ba kooku maa takk kon man bëgg naa jur lu gën lu mu jur. man esprit boobu laa màggee mais nga ñëw fekk koo xam ne bokku leen sax esprit wallaahi Oustaz Makhtar dafa métti ba nga xam ne mais man alhamdulilah man yàlla dimbale na man moom. léegi ma laaj la benn laaj. doon keer lay dund. ma laaj la benn laaj yéen ñiy sëy nekk bitim réew bàyyi goro fii Sénégal lan mooy seen relation ak seen goro yi nekk fii Sénégal ba ñu gis seen bopp ci yéen. ndax doom ju leen sori waroon na takk soxna bàyyi fii mais mu takk soxna indi bitim réew wala mu takkee bitim réew nan ngeen di dundee ak seen goro yi ngeen bàyyi ginnaaw. takk jabar bàyyi fii laa dégg nga wax. ma ne seen goro yi ngeen bàyyi ginnaaw seen goro yi. wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla kenn taxul jabar ndax sa yaay nag. ndax seen goro yi man de góor gu ma takk man de sama frère bu ko muy jabar dem na ku muy bëgg a takk dama la takk ndax sama yaay dama ko xas ba baax boloo si ay weer ba muy takk sax waxuma ko ma ne ko yow pourquoi ngay dem jigéen dangay yar ko bàyyi yar ko ba mu toll gi nga ne ko dama lay indi sama yaay sax dafa meroon sëy bi mais est-ce que du waxin rek da takk jabar pour yore bonheur pas pour sama yaay moom man dama sama yaay ma ne ko yow waroo xalaat te benn goro moo la war a liggéey ci coono yi nga nekk sa doom yi ndax sa doom nga liggéeyaloo sa goro de sa doom yi nga léegi nag sa goro yi bu ñëwee gis ni nga sonnoo ñu góorgóorlu si loolu fexe ñoom it am doom yu baax mais man dama contre njëkkee laa war a ci même ay suukari koor sax man dama ko contre mun ma yooyu man alhamdulilah man maa ngi ci l'islam bi rek moo ma woyofal lépp. non dama ne bul daw sama question bi dama ne nan ngeen di dundee ak seen goro yi nekk Sénégal. nii dundee ñoom xanaa jàmm ak salaam man moo wax dëgg yàlla man comme ça ay teraanga nii nit ñi di joxe ay suukari ko yooyu man ngay dund ma ko wax dëgg yàlla. man nag saa bu ma amee dara jox sama goro ne ko ñaanal ma yenn saa yi ma def loolu. mais comme ça Sénégal mi sonnee kii man am naa ci sama benn xarit moom bu weer kool jotee daf jaaxle ma ne looy jaaxle mu ne damaa war a yónnee teraanga Sénégal ma ne ko sa jëkkër dala kaat jox mu ne ma déedéet. ma ne ko lu tax nga si sol mu ne bu ma joxoon ñu xasoo ma ne ko defoo te yàlla tax ma ne ko lépp looy yëkkati
boo koy joxe na ko joxe te yàlla si tax nga buñ la xasee na la yàlla gërëm loolu rek moo am solo. mais ñun Sénégal dañuy jàngale dañoo war a gistal dañoo jàng dund hypocrisie yooyu la ñuy dundal loolu moo tax ñuy sonn waaye tey lu la lislaam jox boo ko jëlee man de dama ne lépp lu ma lislaam jox doy na ma léegi nag goro na ma xas njëkkee na ma xas waaye kenn du ma ci yeb man loolu laay jigéen su ma amee teraanga jox leen te yàlla tax te bëgguma kenn gërëm ma si. d'accord baax na jërëjëf. jërëjëf maa ngi Mouhamed Diop bu baax nag oustaz. mu ngi lay fay. jërëjëf Mina la joxe tey ñu ziyaara ko bu baax ak waa Amérique yëpp ñuy seetaan waa seexu naa nga daaneel goro bi tamit dafay sëy ba tey. buñ nekkee ñu bari ci biir kër gi dépense bi. ku ne joxe papa ji bu xëyee teg ko ci loxo yaay ji. gis nga li ma bëgg wax foofu noonu mooy que tey. seexu naa terroriste la de lu leer laa leen wax. demal rek. yaay xam nga lan laa bëgg foofu noonu. dama la nekk ni suñu papa yi ci biir kër gi. moom dafa am nu mu war a taxawee su ko matee man ma matee li ma war a matee sama frère yi ma bokkal nekk ci biir kër gi matee li ñu matee dina am loo xam suñu jabar yi duñ ko sañ. ñun dañ ci am part responsabilité gis nga tey. jabar ji xëy dem di laajte ji dépense. yaay wala papa laa wax. waaw mais su demee. ñu jël ki ci ligne bi waaw ñu jël ko. salaamaaleykum. maa ngi jéggalu Seexuna waaleykum salaam. Maxtaar ñu ngi siyaar baax. yàlla na ko yàlla nangu. bi Modou Guèye la Gaaral Four. Modou na ngeen def. ñu ngi sant baax jëral ñu seen siyaar mboolem jataay bi. dëgg la jërëjëf. ndax Baye Baax Mbaye yàlla na yàlla dolli yërmande ci woon daa naan juróomu bokke jëm ci bépp suñu wóolante su naagee la ñuy wax kenn mën na ko wax. dëgg la jërëjëf. kon lim ay tur siyaareel ma mboolem jataay bi. dëgg la jërëjëf ñu ngi lay dégg. damay sof fi suñ seexu na sofe. man moom laa àndat. bi ci moom laa gëm. ci xalaat boobu moom laa gëm waxuma nag dama ne. ci xalaat bu moom laa àndat ci xalaat boobu moom laa gëm. gis nga Oustaz Makhtar. waaw. réew mi léeg-léeg dañuy jaawale ñaar ci bu nuy ngoro. ku ma as ak ku mat soxna. xam nga ku mat as ndaw. mooy boo ko soxlaa te buwaat ba mu dem. boo ko woo mu wuyu la sa kooka as ndaw la. nga soxna. da ngay wëri ko day toog ca pegg bu yaayam ak bu ndeyam. kooka boo mat soxna. bi ci toog sama bopp laay waxaat na. man ci àdduna ginnaaw yàlla mi dama amul lu gën a kawe sama ñaari waajur. man laa wax de sama bopp laa yaate. ku mën a doon damaa gëm ne njàpp de pour lu foor julli Oustaz Makhtar. man su may takk soxna bokk na ci li gën a dooleel li gën a dooleel ginnaaw war-war bi ma war mu aw sama ñaari waajur ci lépp. kon damay takk soxna ànd ak moom dem man xalaatuma loola. li ma xam mooy doonte am na daf loo jóg na fa ci yàlla bu mu dellu si. ndax jamono mooy dox li ko fi jëlee yàlla sax muy li ko jóge muy soqi wali bojj yooyu moom suñ mbokki kaw ba sax defatun loolu yàlla di jële yàlla fi yàlla gën a jële kon dafa am loolu doxuk jamono la te bi ci dox dafa am koog li di wax naan sëy la ko tas ñëwoon na njëlbeen ga dañ koo fayu di takk koog bi nga ñëwee këram mosoo fekk muy togg mosoo fekk muy fóot mosoo fekk maa nga gis ne déggal na ndeyam wala déggal baayam damaa defoon benn intervenir ci Fall ne ki matut bàyyi li ëpp comme jaay sa bàyyi nga fekk déggoo ma de franchement. ki matul bàyyi. dama ne góor gi bàyyi. xamul luy njëgu ba. man bala maa xam njëgu bàyyi mooy damay dem ba la sama bàyyi daan def ci kër gi ma di ko def. bu boobaa naa xam luy njëgu bàyyi. jigéen ji nga xëy ni matut ndey. comme ma soxna nan maa baax ci baat bi ku doon soxna. waxuma nag ku yaayam ba loolu ma wax la joxe war nañ ko fay jëlee. nit bokk na ci askan fu ñu ko déggee maa sukkal ko raamal ko te askan wa mbokk na baax moom coobare yàlla la. waaye dama ne bu ñuy takk soxna man li ma ginnaaw yàlla sama ñaari waajur moo tax. te bu ñuy takk nan bàyyi as ndaw ko soxna. yar bi day tàmbalee ci ki ngay takk ndax yaru na ki ngay takk ndax am na di ki ngay takk ndax dégg na ay waajur dem. waaye geexee su ma xaaree ci bopp nekk ma su ma soxla ànd ak moom dem pendant fu ma neex maa ne man na sa pot takk amoo manaaw nga am. waaye bu li aadaam nag jigéen ñi na li si xaar borom dundum kër yoo xëy duñ borom kër. waaw dama ne bu li si xaar borom kër doon am. ñi nga xam ne farata la góor ñi li ëpp ñooy li si xaar la jigéen ñi bu doon li si xaar borom kër am na borom kër yoo xëy ni nan ma baal ci àddu mënu borom kër. doon bàyyi nag am na waat bàyyi moo jafe.
d'accord ñu ngi jégalu baax ci intervenir bi. jërëjëf jërëjëf bu baax a baax jërëjëf waaye ñu ngi jégalu lépp lu ci xaw a faay ñu ngi koy jégalu baax a baax soxlawul mu laal kenn. dëgg la dëgg la jërëjëf am na dëkk Sénégal bëgg loo xam bu ñu ko waxee kenn jariñu ci wala mu dégg kenn am ci njariñ loolu rek la di bëgg. am na solo am na solo waaye ñu ngi jégalu baax a baax ci kàddu yi. jërëjëf jërëjëf. waaw ñu ngi jégalu baax ñu ngi jégalu. jërëjëf émission bi seen émission la yéen a ko moom ni ma ko waxee ci ndorte li ndénkaane lañ wax dañ koy delloo rek yéenay borom macha allah Cheikhouna ñu jox Oustaz Mouhamed nga daaneel. li ma bëgg wax daal si gàttal mooy. que tey. comme li ngay wax sànq. loolu benn kaara boo xamante ni ndaw su xëyee forcément que tey dafa war a laaj ji gorom dépense parce que dëkkut këram kër jëkkëram kër gorom la dëkk. tey góor yi su fekkente ne dañ ko may ma rek may gali. non moo tax man la kenn du si ndaw si ñun la bu la tollee noonu nga assumer sa responsabilité nga dem uti foo dugg sa jabar su boobaa gën a jox ko sa dépense dañ koy mën loolu benn la beneen bi mooy que femme bi dafa am benn wax bu mu wax léegi boo xam ne ça me tient à cœur quoi waa ji revenir na si nee na moom personnellement buy takk jabar yaayam a tax dama la bëgg xamal ne gis nga mariage société bu nekk ak nu mu ko gisee ñun ni ñu ko gisee boo demul ak boo demee Arabie Saoudite demul boo demee Màkk boo demee Maroc ak fenn kenn ku nekk bokk nu ko gisee société bu nekk dafa am nu mu ko gisee ki nekk àll ba ki nekk village bokkul ak man nu ma ko gisee ak kenn nu ko gisee c'est privé c'est personnel tey am na koo xamante ni moom takkul jabar sax dafa ma takk jabar waa ji dem takkali ko jabar d'accord ñu jël am na ku nekk ci ligne bi Cheikhouna ñu jël ko salaamaaleykum salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Oustaz Matar mi ngeen def alhamdulilah ñu ngi sant bu baax maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu mboolem ñi nga toogal jërëjëf ñu ngi lay fay maa ngi leen di suivre bu baax yëkkatil kàddu gi tuuti mu gën a leer maa ngi leen di suivre bu baax di rafetlu émission bi jërëjëf ci woote bi rek di leen fàttali suñu bopp ragal yàlla ak topp yàlla ndax sëy bu ñu demee ci ni ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam diglee ak ni ko borom bi subhaanahu wa taala bëggee kon benn problème du am nañ bëggante nañ jàppalante nañ laamisoo nañ dëmante ndax mooy jullit tax moroomu jullitam ndax yàlla li mu yebal bi sallallahu alayhi wa sallam du leen lu dul wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin kon rahma boobu ñëpp ñu ko war a doon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam moom la yéen ñi nga toogal yéen mboolem Sénégal li fi xew liñ fi gis tiital na mag tiital na ndaw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf Cheikhouna danañ ñëwaat damay ñëw rek Oustaz Mouhamed nag waxtu mi ngi dem Oustaz Mouhamed dégg nga li fi jaar yëpp waaye am na démb lu ñu daanele woon bëgg naa nga ñëwal ñu ci mooy goro yu bari tey bu ñu demee ba xatal ndaw si wax ko mere ko muta dañuy jàpp ne seeti Yirim Thiam mooy solution mooy njabar bi lan ngay wax ci ñi nga xam ne du ñu bàyyi seenu jabaru doom ci biir kër gi ci noonu maanaam day nekk ci liñ bëgg rek wala mu génn fi ci nii wala ci naa dañ naan jaral na ma sax ba ci sama sëru njiit laay lan ngay wax ñooñu jëfi seytaane lañ jëfe parce que loolu la yàlla subhanahu wa taala jàngale ci biir alquran ci suratu baqara wattabau ma tatlu shayatinu ala mulki sulaymana wa ma kafara sulaymanu walakina shayatina kafaru yuallimuna annasa alsihra wa ma yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur fa yataallamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna almar'i wa zawji texte bu leer ci alquran mooy lan diggante jëkkër ak jabar ku ciy dox tànk yi teqali leen yaa ngi taxawe kenn nga ci soldaari seytaane ak koo munti doon kenn nga ci soldaari seytaane ak koo munti doon soldaar seytaane yi biir nañ de xam nga yàlla subhaanahu wa taala dafay wax ni bi muy wax ni seytaane yi ñoo jàngal nit ñi njabar ñoo jàngal nit ñi njabar bokk na ci première fait bi mu wax ne moom la seytaane yi di utiliser pour njabar mooy wa maa yuallimaani min ahadin xatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur fa yataallamuuna minhuma mu ne njabarkat yi ñu ngay jàngee ci seytaane yi première leçon bi yàlla wax moom la ñuy jàng ci njabar maa yufarriquuna bihi bayna al mar'i wa zawjihi nan la ñuy tàqalee diggante góor ak jabaram dëddale
kon loolu ku koy def yaa ngi def taxawaayuk seytaane su fekkente ne looy wax la xamal ne seytaane mu ngi lay utiliser pour réussir mission parce que sallallahu alayhi wa sallam wax na ci benn xadis ne seytaane bu xëyee day yabal njabootam suñu demee doxil ko ay yónnentam bu ngoon jotee bu ñu ñibbisee ki muy gën a récompenser ki muy gën a teral mooy ki ñëw ne ko fekk naa jëkkër ak jabar te fexe naa ba tàqale leen tas kon loolu lu mat a bàyyi waxuma sax danger bi nekk ci wàlluk njabar nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne man ataa arrafan aw kaahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne képp ku dem ci gisaane ak cause bu la mënta yóbbu ci gisaane kat képp ku dem ci njabarkat ak cause bu la mënta yóbbu ci njabarkat weddi nga mbooleem si li yàlla wàcce woon ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon àdduna am na yoo xamante ne dara jaru ko fi xam nga léeg-léeg li koy waral xadiisu Salman dafa nekk xadiis boo xamante ne règle la ci wàllu jëflante te mooy benn règle générale bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam joxoon fa aati kulla di xaqin xaqa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon Abu Dhar ci ba ko Salman seet si woon mu ne inna li nafsika alayka xaqa wa inna li ahlika alayka xaqa wa inna li zawjika alayka xaqa wa inna li rabbika alayka xaqa fa aati kulla di xaqin xaqa gis nga différence yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon Abu Dhar ne ko yow am nga àq boo ameel sa bopp yow ko doom am nga àq boo ameel sa bopp am nga àq boo ameel sa waa kër am nga àq boo ameel sa soxna am nga àq boo ameel yàlla kon règle générale mooy bu ñu tasee ñun ñëpp la ciy muccal mooy nga xam ku nekk lan mooy droit wam nga jox ko droit wam fa aati kulla di xaqin xaqa lu ñu war a revoiraat la est-ce que loolu l'islam la takk soxna ngir sa yaay lu ñu war a revoiraat la mën na doon aada luñ fi fekk damay takk pour ki may indi mu ñëw dimbali sama yaay Oustaz Makhtar yaa ngi fàttaliku xadiisu thalaatha alladina daxalul gaar xadiisu ñett ñooñu nga xamante ne ñoo duggoon li nga xamante ne mooy ci xuntu ba far xeer bi ñëw tëju dañu waxoon ne ñoom pour ñu mun a génn ku nekk na xool jëf ju baax ju rafet ju mu mus a def bu ko defee mu tawassul ci yàlla subhaanahu wa taala pour xeer bi mun a dindi si benn grotte lañ kii woon mu ñëw kii bi mais waa ji nga xamante ne mooy xadiisul birrul walidayn góor bu nekk dafa war a xam baax gi ngay baax jëmale ci ñaari waajur yi laysa ala zawjatil rajul wa innama ala rajul tijaha walidayhi nit ki mbaax gi muy baax jëmale ko ci ñaari waajuram moom la war pas ci jabaram wa wassayna al insana bi walidayhi yow yaa war a mbaax jëmali si say waajur sa soxna gis la ngay baax jëmali si say ñaari waajur mu war laa jàppale ci te loolu damay d'accord ak Cheikh naa la loolu yow yaay wax ak ndaw si ne awma ci kaw suuf ku ma gën a fonk ku dul samay ñaari waajur ñëw nga maak yow ñuy jaamu yàlla maa ngi lay ñaan nga jàppale ma pour loolu ma réussir ko maanaam du ku jigéen ki dafa war pour mu liggéeyal goro bi mais day jàppale borom këram ci liggéeyal gi muy liggéeyal papaam wala gi muy liggéeyal papaam Oustaz Muxtaar su dee juum naa nga wax pour ñuy déglu quoi moo tax may wax n'est-ce pas imam Malik dafay wax ne góor bu takkee jigéen joo xam ne baaxoowul di liggéeyal boppam ca kër waajuram baal ma ci waxu imam Malik jooju dinañ ci dellu si ñu bëri dañoo nekk ci ligne bi di fipp ndax thème bi dafa ñëw ci waxtoom salaamaaleykum mbokk mi waaleykum salaam sëñ Matassa waaw Abdourahmane na nga def Abdourahmane Géejawaay na nga def sant yàlla bu baax na nga suusi yow moom thème bi xam naa ñëw ci plateau bi rek la ci arrangé yàlla xam ne ni ma yëppilee daa am sax ma dara xam naa mayta dana la woo waaw maa ngi njëkk nuyu ñu nekk plateau bi yëpp rafetlu lool démb li nga feeñ ci wiiri di doxal diine bi ku sañ a ŋàññi nag boobu lu rafet ne baax na waaw na kon sant lool parce que ku bëgg a defal njaboot bi doo leen seexlu te wiiri moom macha allah ci série yi dafa la bokk ñoo ko tëddee nag
comme ni ñu koy waxee wax sa dee wax sa dundoo fi am. waaw bu loolu weesoo ma ñëw ci thème bi. Serigne Mara Sarr dañoo war a jàng xale yi du ñuy séyee. Sénégal 95% xaay xamuñu séyee parce que tubaab bi dañuy roy. tubaab xamul sëy. tubaab xamul xamaanul sëy. te ñi fi juddoo ba léegi. li ñuy gis rek ci la ñuy roy. mooy tubaab la ñuy roy li ñuy sëy te tubaab du sëy. tubaab xamul liy sëy. waaw te puis fi li muy nga baal ma fi li muy war a jàngale dañuy jàngale ci loolu du sëy mooy li ma xam rek dañoo jéggaani jikko. waaw te loolu daal xam naa daal maanaam daal ñu jàng xale yi sëy daal li ñuy daal sëy daal xale xam luy sëy xale xam luy sëy li ñuy ci li ñu leen nàmpal rek la ñuy dem. woy juri tamit est-ce que jàngal nañ leen ni ñuy uufee seen soxnay doom yi. waaw waajur yi daanaka ñi juddoo Dakar yu si ëpp. te koo waajur fi la juddoo Dakar fi la juddoo daanaka sa chance bëriwul. ah bon am na ñu juddoo Dakar. waaw yàlla yàlla baal dañ dëkk xam nañu ñu demee. jikko ak dëkk lu muy bokk. parce que man la kattaar te yaay mu du wax lu mu sax attaqué sa bopp. ak nu mu ko demee nag du xalaatu ko sañu ko sax. mais fii yenn saa da ngay dégg ñoo xam ne dañu naan attaqué sa papa wax te sa papa nii wax sa papa naa. kon xam nga ni sëy ni ñoo bokkut. parce que ñun dañuy jaay sa papa lu mu mën a demee sa papa la. ak lu mu mën a xew la sa papa la. waaye nag man daal li ma gis daal baal ma fekkee sañ naa ko daal mooy nañ jàngalaat yi sëy xamuñu sëy sëy ñu ko de billaay sëy ñu ko parce que leen télé bi di woon la ñuy gis sëy ñu gis xam na sëy de ay xam ñu sëy de li ñu foog mooy sëy loolu du sëy de. d'accord. waaw kay jërëjëf sëñ Mata. jërëjëf ñu jaajëfal ko Abdourahmane Guédiawaye waaw yaa ngi doon wax Imam Malick. xam nga Imam Malick day wax ni. su fekkente ne góor dafa takk jigéen joo xam ne ba fi mu nekk kër baayam. daanul liggéeyal boppam. soo ko indee sa kër. da nga koy wutal ku koy liggéeyal. asharifatu bi asharifatu. ay léegi c'est-à-dire loolu ñu bëri dañ ko war a dégg. te yow boo takkee koo xamante ne. noobul la fa mu dëkk noobul la fa mu dëkk. c'est-à-dire juste pour wane rek ne. takkuñu soxna pour suñuy yaay. soo demee ci définition wu ci jurisprudence bu l'islam al fiqh dañ lay wax ne lan mooy sëy an nikaahu aqdun yuxillu istimtaau ahad az-zawjayni bil axar contrat la buy daganal ñaar ñi ko séq ñaari way dencante yi ku nekk di mën a bànneexu ci sa morom point final leneen lu ci toftalu wa aachiruhunna bil maaruf na ngeen dund ak ñoom ci njëkk ak teraanga yaa ngi dégg man juste fi may waxee rek moo di ne. bañ ko def mu nekk lu war. na relation yi leer. man ak sama yaay lan mooy sunu relation. waajur ak doomam. sama soxna ak sama yaay lan mooy seen relation. des sœurs lañ. uxtaani lañ. ñaari sœur lañ. kii mag kii nekk ndaw te règle l'islam ci ku mag ku ndaw mooy fal yuwaqir saghiruna kabirana wa yarhama kabiruna saghiruna loolu teg sa xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. d'accord sa digganteeg sa waajur yow yaay doom sa waajur di sa waajur mais sa soxna moom rakk lay doon wala doom lay doon ci sa yaay te loolu règle mu nekk mag mu war a wormaal mag mi tamit war a yërëm xale bi. d'accord ñu ñëw Noreyni dinaa ñëw yow Noreyni mi ngi bind mi ngi jël ay notes. Noreyni lan ngay dolliwaat ci li nga njëkkoon a indi. jërëjëf damay wax rek ci fi oustaz tàmbalee. door a ñëw ci soxna si ak. macha allah kii xam nga dafa am lu am solo soo xam ni comme kii wax na ko sànq Cheikhouna Sénégal si sëy xeet bu ne ni nga ko gisee. dëkk bu ne ak ni nga ko gisee diine ak aada dafa daje ci ñun. diine ak aada dafa daje ci ñun fab leen dëkkoo war ci ñun. te fiir ñoo ci mën diine dafa fiir aada fiir mooy li ma wax sànq ci tàmbali bi état bi ñu mal traversé tey ci jàkka ji la ñuy takkee sëy bi buy tas tribunal la ñuy dem kon capoté nañ li ustaas di wax léegi nii ci texte ak jurisprudence bu l'islam ci suñu sëy yi capoté nañ ko tey ci jàkka ji lañ koy takkee mais buñ koy tas fee la ñuy dem ana rôlu jàkka ji li mu war a def dëgg-dëgg ana mag yi jàkka ji c'est que ana diine ana li ñuy wax ni 90% musulman ana yooyu. yow boo nekkoon bitim réew. pour ñu ñëw direct rek ci thème bi.
bàyyi sa soxna fii bàyyi sa yaay ak sa papa fii. dépense bi boo koy yónnee ci loxo kan lay tegu. dépense bi moo ko yónnee. moo ko yónnee maanaam xam nga loolu mi ngi dépendre ci kër gi ni ñuy dundee. ci loolu la dépendre ci kër gi tey mën naa ko yónnee sax sama rakk bu góor bi ci kër gi. parce que moo ma doy muy jox sa jabar waaw muy jox sama jabar mën naa ko yónnee sama mag bu góor. am na problème yi am yoo taxee yoo xam ne ndaw si bu ayee sax dépense bi ci bitig ba la koy jëlee wala ci magasin bi wala sama xarit bi nga xam ne kenkayri la yor fa la koy jëlee ndax am na ay problème mën nga koo jox bàyyi bi ki commissionnaire di wax bàyyi bi mu war a am responsabilité ci kër gi mu da ciy jéng te mooy mag mooy bàyyi ci kër gi gis nañ ko fi mën nga koo jox sa yaay mu xeexee ko parce que peut-être fi nga takkee neexu ko wala peut-être jubóowul ak ndaw si jubóowul ak même bu jubóowut ak moom sax peut-être xam nga day am loolu mi ngi defante rek mi ngi ay defante comme li ñuy wax defante fi ma ciy ñëw mooy li ñuy wax xam nga soxna si dafa wax sànq lu am solo mais foofu it balaa ñëw jéggi état boobu waaw maanaam mën nga joxe dépense bi yaay wala waaye tamit ndaw si léeg-léeg day am jigéen ñoom même argent de poche sax waaw léeg-léeg sa yaay la ñuy ñaan pour jëndi dara waaw est-ce que tamit waroo sóoraale moom it am na lu mu soxlaal boppam loo xam ne nii mënu ko wax yaayam wala mënu ko wax papam lu bokk la dépense loolu bokk ci dépense ba ni la jël nañ la jël bu ñu yéene mu sax yow ndaw si nga ñëw jël njël moom te muy la war a sax kon xàmmee li nga moom ak lim moom di jël ci li nga moom di def ci moom moomi goro njëkke ak jëkkër jëlal njëla ngi nii moo ci gaaw may la jël ko war defu gawar nekkoon nga raw waaye wala tamit jël ko ëw defu gaaw nekkoon nga raw du lu ñuy wàññi yokku dépense ak neexal ko dafa bokk ci lii jox favoritisme bu jigéen parce que Sénégal am na fii lekk bu suur lañ xam am na ko ñëw waaw bismillah danañ dellusiwaat foofu salaamaaleykum waaleykum salaam sëñ bi. Adja ñu ngi ziar. waaw na leen yàlla na ngi ziar man maa ngi leen di ziar. waa Ndenkaane yëpp a ngi lay delloo ziar looy participer ci thème bi. ma sax lu may woote ci télé. waaye nag seen waxtaan wi dafa solo lool ci suñu jamono ji. incha allah. waaw ndax ku nekk ak ñu ci dundal. comme par exemple ku mel man su fekkee dama yor sama njaboot borom bi ñëw fekk ma. yore sama lépp doon yor sama dépense sama jiboro di ko dund ma di ko toppatoo ak loolu xam nga sa goro du mu ñëw rek nga jël lépp xëpp ko surtout mu nekk xaleel ñëw ci yow da nga ko war a ut comme sa doom yoon fa fekk rek man di gis man ni may dunde ak ni ma gis boo ko ufee comme sa doom bu dee jàng nga bàyyi ko muy jàng ngay toppatoo yow kër yi comme yàlla may na la fay la wér sa dëkk kër a ngi te ñun benn lañu man loolu gisee ma ko comme ni ko ñeneen ñi di ko daal walla bi mu laa leen bëggoon wax day am ci kër fa am ñoo xam ne am nañu laa biir rigob bi ñëw ci yow def leen ni doom booy jàng ñu bàyyi la nga jàng soo wàccee fekk doom da naan fekk ko fi bu óoru doo féet doo raxas doo def dara danga ni comme ni nga nekk woon sa kër yaay noonu la ñu war a dundee xale yi ba yàlla jéem wala ñu toog ba mën a benn am seen kër mën a diri si seen kër mën naa am sax ni ko jàngaleen ba xam ne seen waa ji jàngal duñ ko woon ci ñu mën a yor kër man noonu laa gis te daal di jéggal ma ci waxtaan wi macha allah mu mel daal dafa gis ne mottalante la daal mottalante la macha allah am na solo comme li soxna si doon wax sax dafa am solo xam nga waruñu jël doomu ni war nañu jël ki am jot teg ko ci kaw ki am alal wala ñu jël ki am alal teg ko te loolu day faral di am ci kër yi day waral ay causes yu bari ci sëy yi tey man damay takk soxna sama soxna peut-être am ci administration bi lay liggéey day xëy dem liggéey samedi ak dimanche lay aye li muy dolli ci kër gi ak li muy mën bokkut ak soxna Cheikhouna mi nga xam ne chaque jour mi ngi ci kër gi kooku jot la am dafa ñëw pour sëy si femme ménagère la bu weesoo sëy bi kooku tey da ngay gis dañuy jël kay di ko teg ci kaw mooy ñi ngi jël xaalis bi di ko teg ci kaw ki am jot wala ñu jël ki am xam-xam di ko teg ci kaw ki am doole mel ni ki am xam-xam rek mooy xalaat ki am doole war a exécuter warul demee noonu équilibre boobu dafa war a am société bi ki am xaalis ki am xam-xam ki am jot ñooñu dañ leen a war a société bi su ci biir kër dañ leen a war a tegal benn balance boo xam ne ñu xam ne kenn ku ci nekk li nga am ba andi ko su amutoon dina am lu ñu wuti te am na fi kon équilibre boobu na ko goro yi di bàyyi xel ci biir kër yi bañ a favoriser ki nga xam ne moo am xaalis ki nga xam ne peut-être xam-xam bi la am wala kooku ñu fexe équilibre jafe na nag ci kër yi mais dañ koy faral di def d'accord danañ ci ñëwaat balaa ngaa tëj ci ngay tëjee li ngay mottali Cheikhouna am na loo bëgg a indi dafa mel ni balaa ñu ñëw ci Louise Oustaz Moulay sànq damay wax dama la bëgg wax ni société bu nekk dafa am loo xamante ni l'islam yàlla daf ci wax am loo xamante ni wax na ci certes mais la ci des daf ko bàyyi société bu ci nekk am conception bu mu ci am
te fekk na du wàcc diine mais les gens ils peuvent être ensemble mais dans la diversité mais ci fond bi dinañ ci déggoo mais ci forme bi mën nañ ci am ay uute bi mooy que tey man Cheikhna personnellement gëwuma yooyu ay takk jabar pour say ak nangam sanga am dese man ba may takk jabar su ma ko amul sax damay génn dem uti ji man loolu laa gëm mais je ne suis pas contre nga xam ne daf ne dafay takk jabar pour sama ay waaju xam nga lu tax dama koy dugal ci parce que nit ki lépp question texte la ay texte coranique la lépp question d'interprétation la mën nga ci am interprétation bu ute ak man bu ma ci am ki nga xamante ne attends ki nga xamante ne dafa indi interprétation nga xamante ne dafa ne rafetal leen seen diggante ak seen ay waaju moom mu jàpp ne bu jàppee ci takkee jabar dem feneen jabaram bi yaayam di xiif wala di sonn rafetul diggante waaju moom interprétation boobu la ci am je veux dire que texte bi interprétation boobu moom mën na jàpp ni moom man Cheikhna man su ma takkee jabar dem feneen bàyyi sama yaay du ma xam ci lu mu nekk du ma nangam ak sàng moom gis-gis bi mu ci am dégg-dégg am interprétation moom mooy que moom rafetul diggante ma waajuram kon man su ma ko takkee dama war dem jege ci sama waajur pour di xam ci lu ma nekk sama jam ci moom interprétation moo tax man dafa am loo xam ne sur le fond dañ ci déggoo mais ci defin bi mën nañ ci wuute mais fekk na kenn ku nekk parce que man dama jàpp ni que ni même ci l'islam l'islam dina rafet njot la kenn ku nekk da ngay nekk si dara am rafet njot ci ki nga xam te ne sa morom mu ngi ci nekk fii léegi gàllankoorul diineem te man jàpp naa ne takk jabar takk ko yëpp ko sa waajur dara new ci yàqul diine yàqul dara te diine dàq ko aussi soo ma nekk ni diine indi la mais doo indi benn texte coranique boo xamante ni aussi dàq na loolu moom mën nañ ci waxtaan question de gis-gis sa question de dégg-dégg la man am naa ci gis-gis kenn am na si benn gis loolu question société laaj beneen bi mooy que tey sama waaj dafa wax léegi wax bu am solo question de dépense lépp dafay aajowoo ci liy xew ci kër gi yow yilifoo ko yow mi am sa jabar si kër gi yow sa papa da lay yilif ci biir kër gi boobu nga waroon xaar ba am yilif ci biir doo ko takk jabar loolu moo tax man la kër ñun góor dañ ci am part responsabilité waa ji wax dafa benn wax léegi sama frère man dama la jox exemple man j'ai 4 frères bu ñu dëkkee ci biir kër gi ku nekk man oustaz ma ñu dëkk si biir kër gi ñu am ay jabar mais ñun lan lañ ci kër gi man dama la jox benn exemple man sama papa dama ko lay jox benn exemple sama papa man sama papa dafa am ay frères soo duggee HLM Fass ñëpp xam nañ ni soo ñëwee da nga leen di fekk ci buntu kër gi ñoom kat fu ñu wàccee ku nekk fu mu wàccee kenn dëkk fa de mais boo ñëwee di nga leen fekk ñoom ñu toog c'est que dafa am lu muy symboliser mais tey su ngeen nekkee ay frères ngeen wàcc ku nekk dugg biir ay néegam dafa am signal bu muy joxe mais tey su ngeen nekkee ay frères ngeen wàcc seen jabar yi ngeen wàcc toog si diggu cour bi teg ataaya commencé waxtaan si dara waxtaan si lu nekk seen jabar yi ku nekk jabaram kii ku nekk corrigé seen jabar yi nañ xam ne ñoom am nañ benn conduite boo xam te ne moom la ñu war a amee parce que xam nañ ni ñoom mënuñu leen diviser te xam kenn ku nekk xam na ni bu amul dëgg ci kanam moromam kii nii lay réagir mooy sànq da nga ko bu am solo wax nga ko mooy kenn ku nekk mu xam lan mooy ay devoir am ak ay droit am fan la yam sa yaay xam ko c'est que loolu pour mu am il faut que ñun góor ñu assumer responsabilité ñemee wax dëgg benn ci diggante su ñun ak suñu bopp suñu diggante suñu jabar ak suñu diggante suñu yaay wax dëgg sa yaay nag léeg-léeg dafay xaw a jafe forme bi dafay xaw a jafe mais ak nu mu mën demee ñu xool yoon bu gën a rafet ak nu mu kër ak wax nu gën ba fexe di teg dëgg suñu diggante ñun parce que ñun kër yi ñun la bu lu ci ama responsabilité bi ñun góor la d'accord d'accord ñu jël Pape Ousmane ci tënk ñu dellusiwaat studio 2 Pape Ousmane waaw Oustaz Makhtar borom ñaari wute nga ak borom benn de waaye borom ñettit mën na ma taarikalla non maag yow bokk équipe mais Oustaz Mahamadou moom kii la daal dafa démissionné ci suñu équipe bi waaw moom daf ñoo romb daal waaw moom dañoo romb seexu naa moom mu romb no ba pare aywa lan moo gën a fës ci xibaar yi bu wax benn waxtu jotee incha allah dina ci bokk ginnaaw baccalauréat atum 2018 ñi def BFM ñoom nag dox nañ ko ni ki tey fépp ci xew mi rawatina ca Mbàkke ëppal nañu ñetti junni ci ay candidat bu ñu sukkandikoo ci inspecteur éducation gox boobee fësal na ni daanaka lépp lu aju ci wàllu matukaay jël nañ ko ngir ne lépp lu aju ci mbirum njuuj njaaj du ca am noonu la ko xamle ne ba fii ñuy waxee yéen daanaka gis ñu ci benn ci ay jafe-jafe ci examen yi na muy doxee da ngeen mën a teewlu ay kàddoom moom jiit la ci xibaar yi lay doon leen na ci bokk ñuy ay ndaw avocat wu réewum Sénégal bootu ci ab kuréel ne la ñu bëgg mooy nañu leeral faatuk ki di Saliou Sarr mi ñàkk bakkanam ci commissariat bu Thiaroye ci xibaar yi ñu jotee ñoom avocat yi mooy ni dafa mel ni dañ ko doon xoqatal ba mu mujj ñàkk ci bakkanam ñuy sàkko ci procureur de la république mu ubbi ci ab l'enquête ngir ñu mën a leeral ci mbir yooyu ak xibaar ba ñu jotee ndax wér na am déet bu dee
ni wér na ñu teg ay daan ñi nga xam te ñoo sooke faat kooke di Saliou Sarr daan ci dikkeen ci xibaar yi jamonoy nawet la ñu ne mu mel ne ca Grand Yoff lu aju ci wàllu canal yi mairie baa ngi def képp kàttanam ngir nañu ko setale ngir ndox mi bu ci duggee mën a jàll waaye ñenn ci askan wi di la ñuy ñaawlu mooy ñeneen ñu mel ni ñoom ñooy fatt yooyee canal ci ay mbalit lañ coy sotti ak ci aju sàkku ci ñoom ñu fexe soppi jikko ak doxalin daan ci ànd ak suñu ndaw yeneen seetoo ni ki démb di Mouhamed Ndiong leneen na ci bokk it ñuy ay ndaw ñu leen faral di gis ci yoonu Wakaam bi di jaay lépp loo aju loo xam te dafa aju ci xeetu fourneau moo xam barbecue ak ca aju ñoom nag la ñu jàpp moo ni daanaka bërëb boobee miin nañ ko def nañ fa lu ëpp fukki at di yëngatu ci njaay moomee facilite ni njëg yi jàppandi na ku nekk fourneau ba nga soxla ci xam naa tabaski bi ñu dëgmal ñoom Louise ak it ñu mel noonu sàkko jotee ci fourneau yi ñu ngi noonu muy ponk yi Oustaz Makhtar incha allah bu benn waxtu jotee ñu yaatal ko. xar ak fourneau loo ci amagum. amaguma benn de. benn xam naa nag moom kuy ut fourneau na fekk. waaw nga yor xar. nga yaakaar xar. loolu am na jërëjëf Pa Ousmane. jërëjëf Oustaz Makhtar. ba suba ak jàmm incha allah jërëjëf ñu sant ko bu baax gërëm ko ngeen xaar ko yéen ñëpp bu benn waxtu jotee macha allah fii ci DTV. ak journal bu yaatu ta matale incha allah ñu bàyyi ci xel. ñu jox sunu gan gi ndénkaaneem lan lay doon ci thème bi ndax waxtu wi dëgmal nag jeex. lu am solo la. amoo woon taalif ci thème bi. bon taalif bi tënk nañ ko daanaka ci biir wax génne ci biir wax ji lu am solo la ndénkaane. parce que àdduna lépp ndénkaane dañuy wax ni kenn moomul dara lépp ndénkaane la. li ëpp solo nag ci booy delloo mooy nga delloo lu rafet. ndax ku ci ne dana la laaj lañ la dénkoon lu mu doon. ba ci sa jëmmi bopp bi ji sax. cër bu ci nekk dana layoog yow kon lépp ndénkaane nañ fexe ba bu ñu koy delloo mu rafet. lépp àdduna ci nettali lay mujj kon na rafet. en tout cas li may wax mooy ki ñu waajal ba mu war a sëyi daal dem ci ay gorom ki ñu waajal moom kenn lañ koy moytuloo muy màggatum yor-yor na moytu kooku moom di ko war a moytu ki ñu waajal tamit na waaj xam ni sëy lu ñuy jàng la buñ ko taf yëngal la iqra ba ko suñu borom di wax sallallahu alayhi wasallam jàngil la ko wax mais du woon rek alxuraan mais alxuraan ci la lépp nekk kon lépp dañ koy jàng lépp loo xam ne nii jàng ko tamit boo demee ba ci biir dina am problème kii wax am na solo li ci cafetière bi daal bu dee dëgg la li ci kaas bi du ay nax. d'accord kon loolu nañ ci bàyyi li ci cafetière bi bu dee dëgg la li ci kaas du nax loolu waxu wolof la macha allah lan ngay dénkaane Adja Louise. waaw Oustaz Makhtar may wax ne rek na góor ñi di bàyyi di wax ne damay takk jabar ngir sama yaay. damay takk jabar ngir samay waajur. est-ce que du waxin rek nag. waxin la rek. ndax c'est pas damay takk jabar ngir sama yaay. waxin la rek sa jabar yaa koy fanaanoo sa yaay fanaanoo ko sa papa waaw d'accord sa bopp nga koy takkal. waaw voilà ay takkal naa la wujj te sa bopp nga ko takkal. waaw góor ñi bàyyi leen seen xel yéen di est-ce que du waxin rek. waaw waxin la rek. joxal xoolal loolu rek takkal naa la wujj dafa laaj dégg rek. dafa laaj dégg. seen waaw voilà seen bànneexu bopp. ndénkaane li voilà ndénkaane li mais soo ma naree xañ sama doom ji doo fi toog loolu tamit. ngeen ma def attention. waaw mais nag goro yi tamit xam na ñu ngi sëy seen sëy bu ñu sëyee seen sëy ba pare nag. nañ sëy seen sëy rek te bàyyi seen sëyu doom yi ku nekk ak sa sëy nag mu ñu sëy ñaari sëy de. goro yi tamit xale jigéen ñi sëy tamit nañ respecté seen goro yi loolu mooy war loolu mooy sax nga noppal sa jëkkër respecté sa goro neexal sa kër loolu mooy lay noppal sa jëkkër ndax boo jubóo ak sa yaayu jëkkër sa jëkkër xolam dina sedd boppam dina oyof. d'accord donc nag xale jigéen ñi nañ def attention. neexal kër yi waaye góor yi tamit nañ jéem seen sëy te bàyyi seen sëyu doom yi. jërëjëf dépense yi nañ bàyyi xale jigéen ñi téye seen dépense ku ne na téye sa dépense paa yi nañ jox dépense mère yi jeunes yi nañ jox dépense jeunes yi. buñ kenn sonal nag d'accord ñoo nekk te ku ne téye sa dépense. d'accord jërëjëf Louise ñu sant ko gërëm ko Seexuna lan mooy sa ndénkaane. bon li may dénkaane daal mooy que tey man dama gëm ni du système du façon sëy yi moo am problème mais ñun ñoo am problème. parce que façon sëy bii Louise di déngat nii moo fi nekkoon démb suñu papa yi seen jabar dañ sëy ji seen biir kër famille yi. góor itam nañ jabar dañ koy mën nañ ko mën ba pare doo ko def waaye mën ko di joxe dépense lundi seen frère joxe dépense mardi seen tonton joxe dépense mercredi loolu du sëy. góor yi nañ ko non buñ dëkkee benn kër kenn mënul. mais non nañ ko mën kër bu nekk bu nekk ci jabar dañ koy mën. kër bu nekk bu nekk da ngeen bëgg lu yomb jabar bon. ñeent moom buñ dëkkee ci kër gi dañuy aylantoo dépense. jabar dañ koy mën mënul ñàkk. xam nga li may wax rek mooy que tey système sëy man pour man du moo am problème. ñun ñoo am problème parce que tey bu njëkk loolu moo fi nekkoon suñu yaay di ci sëy suñu papa di sëy te kër yi daawutoon bëri problème noonu kon tey émancipation wu jigéen ñi
am lu ñu jéggaani feneen ñoo bëgg ko impose façon sëy di nekk si biir kër yi moom tamit ma ciy jaar na xam nga di nuyu sama jabaru frère yi nga xamante ni bon dëkk nañ ci kër gi pendant des années man mosuma gis suñu kër ndax wax dëgg fa neex yàlla 96 ba léegi mosuma gis sama yaay xuloo goro musuma gis sama papa xuloo goro musuma gis sama ñaari jabaru frère xuloo suñu biir kër bien vrai que ñun suñu kër daan nañ am ay problème yu sew ni parce que mënut a ñàkk mais di leen associé gay ñooñu mat nañoo félicité macha allah noonu xam nga sama yaay aussi xam nga ndaxte man très sincèrement sama jabar ak sama jabar fenn chaque fois damay gis ni day romb marché gis benn tissu mu jënd ñëw xam nga ñëw jox leen ëttu yooyu yëpp xam nga c'est des choses yoo xam ne dafa war a fës si biir këru Sénégal yi xam nga ñu comprendre te goro yi xam nga ñuy sëy ak ñi fa sëy si ñu jàppalante jàmm mën a am macha allah jërëjëf waxtu wee jeex Oustaz Mouhamed lan mooy ndénkaane li wax rek ne ku nekk na xam ki nga àndal lan nga séq ak moom di wax ne yaay yi nañu jàppale li nga xamante ne moom mooy seen doom yi pour jaamu ndénkaane yàlla bi nekk parce que suñuy soxna ndénkaane yàlla la ci ñun kon dañ ñoo war a jàppale pour ñu sàmm ndénkaane googu suñuy soxna tamit nañ ñu jàppale pour ñu mun a amee suñuy waajur aljana macha allah jërëjëf Oustaz Mouhamed man sama ndénkaane daal mooy muñalante faaw muy am bu muñalante amee rek jàmm dana am ci biir kër gi yaay ji na muñal jabaru doomam ndaw si tamit na muñ damay dégg Oustaz Alioune Sall di wax ju am solo ne jaar kër goro stage la da ngay def benn stage boo xam ne day jeex nga dem nag gérer sa yëfu bopp kenn ku nekk dund nga sa kër goro lu métti mais léegi fàtte nga ko ndax sa borom kër am na kër dugal la fa léegi da ngay seeti sa goro rek di ñibbi soo ko muñul woon nag du la fa fekk tabaarakallah kon il faut ñu nangoo muñ te xam ne inna allaha maa sabirin yàllaa ngi ànd ak muñkat yi di leen sant di leen gërëm ci seetaan bi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ba subaak jàmm ñu yendoo jàmm fanaane ko dellusiwaat ci jàmm yàlla defar affaire yi yokk chiffre d'affaires yi may nu yaram bu sedd bu ànd ak xol bu sedd jërë ngeen jëf ci seetaan bi wa salaam. Le Sénégal est une destination de formation par excellence. Chaque année, des milliers d'étudiants venus des 4 coins du monde y sont orientés. La stabilité politique, la teranga sénégalaise et surtout aussi la qualité de l'enseignement sont entre autres ce qui explique cette ruée vers les universités sénégalaises. Alors pour faire le point, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir une ressortissante du Maroc. Alors Zeynab Alouche. Il faut par exemple, il y a un problème sur le plan éducation. Moi je vous le dis, même chez nous au Maroc, il y a ce petit problème. Mais il faut prendre l'avis des spécialistes, des professeurs universitaires, des maîtres d'école, même des étudiants. Il faut écouter quels sont les réels besoins. Parce que c'est vrai que l'éducation est en chute libre chez nous en Afrique. Et c'est un problème. Les Bédiques sont une ethnie qui vit sur le plateau des montagnes de Banda Fassi. Durant toute l'année, des cérémonies traditionnelles sont organisées. Gamong est l'une de ces cérémonies. Elle a lieu chaque année au mois de mai. Cette manifestation clôture les fêtes avant l'hivernage.
ngeen jëf mbokk yi bis baa ngi noonu ci stade Iba Mar Diop fa lay xewee cey Serigne Modou Niang kan lañ indil Jatlin menn mi xam sa cosaan lay bàyyeekoo waaye kan lay dajal Baara Ndiaye borom Faas sëñ Modou Niang ñu ni kan nga tuddee bis boobu mu ni sama papa président maître Abdoulaye Wade waaye ñu ni boobaa kon waa PDS kenn du des de ñu ni kan la ci woo Omar Sarr coordinateur bu PDS Waré Sarr président des femmes du PDS Seynabou Seck Karim Wade Marie Awa cey sëñ Modou Niang ak PDS moo am kóllëre yàgg ak Abdoulaye Wade waaye sëñ Modou Niang ñu ni yemul foofu ñan la ci toftal Pape Thiam numéro 2 war a dajeeg bébé Siti Faccoor ci war a laaleeg Antou Ndiaye Karo Cissé di laaleeg Caatu Lébu Ndoy Vitamine war a laaleeg Konaté numéro 2 Carapit war a laaleeg Njóobeen Gaynde Daaru war a laaleeg Libidoor bu Passy Kilo Mburu war a laaleeg Limousine numéro 2 Ambu Sité war a laaleeg Colaan Fay Bides Doole Yoof lay bàyyeekoo war a laaleeg Modou Ndiaye mbokk yi bis baa gi noonu la 25 ci stade Iba Mar Diop waaye bis lu mu rëy am na ñu la war a gunge sëñ Modou Niang ña ñoo ko war a gunge bu bis ba soxna na fi Fallou Fall Sanar Assurance MK Excellence ak Sococim mbokk yi bis baa gi noonu bis bu rëy en direct des TV. Par pièce, dans les locaux, les députés de la commission culture et communication ont tenu à s'enquérir de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la TNT au Sénégal. Une visite très satisfaisante selon ces parlementaires. La TNT est une fierté nationale. Évidemment, nous sommes ravis de constater que ce sont des Sénégalaises et des Sénégalais qui font ce travail. Il n'y a pas d'expatriés, des jeunes Sénégalais et je pense que c'est un grand plaisir de le voir et c'est rassurant aussi. On dit qu'on n'est pas rentré dans l'histoire, mais enfin, tout cela, je crois que ce n'est pas vrai, on le démontre tous les jours. Et c'était vraiment le premier constat qu'on a fait. Ensuite, c'est un projet qui est difficile et qui n'est pas simple. Il faudrait que tous les Sénégalais puissent partout, sur le territoire national, avoir le même signal et gratuitement pour les télévisions sénégalaises. Au nom du président Babacar Touré, qui avait en charge cette mission-là, avec le comptant. En son nom, je me dois de remercier les honorables députés d'avoir bien voulu se déplacer pour venir voir un projet qui appartient au peuple en réalité. Je dois aussi me féliciter de savoir qu'une société bien sénégalaise, qu'une entreprise sénégalaise comme Excaf Télécom a pu faire un tel travail, un travail énorme, un travail de qualité. Cette technologie, une fois mise en œuvre, va permettre l'ensemble des citoyens sénégalais, là où ils sont, que ce soit de Dakar jusqu'à Fongolandi, de recevoir l'ensemble des chaînes de télévision nationale avec la même qualité d'image et la même qualité de son. Vous voyez déjà qu'un député du peuple qui vient visiter une technologie qui va venir satisfaire son peuple dans la réduction de cette fracture télévisuelle est déjà un pas extraordinaire. Bon, notre premier devoir était de les informer du travail effectué par Excaf, du rôle qu'effectué par les employés, les Sénégalais qui travaillent pour nous, et également de magnifier le partenariat qu'on a avec l'État du Sénégal et avec les Sénégalais. Parce que nous travaillons pour les Sénégalais, nous travaillons à ce que ce projet-là serve de modèle, de tremplin pour l'ensemble des entrepreneurs sénégalais. Après 2 ans de mise en œuvre, le signal couvre 90% du territoire national. Sur les 14 régions du Sénégal, seuls Kolda et Sédhiou n'ont pas le signal de la TNT. Une situation qui s'explique par... Pour mel ni Kolda, pour mel ni Sédhiou, dafa nekk région yoo xam ne dañu suufee. Même RTS bi nga xam ne moom rek couvre le Sénégal yëpp amoon nay problème. J'étais directeur de la télévision RTS. amoon nañuy problème ci couvrir ñaari région yooyu. moo tax ñu mujjal ko. ndax bu ñuy quitter diffusion bi ñu nekk ni analogique dem ci diffusion numérique bi ñu tëb defandoo ko Sénégal yëpp amul fenn ci àdduna da ngay jël benn gox ni fii laay commencé de bu du nekk sax région politique mais région administrative bu ko région administrative région physique rek ni li féete Dakar dinañ leen wax ni délai sàngam na ngeen wut seen décodeur ku ci amul décodeur
bis sàngam danañ couper signal ba ngeen daan njëkk a jot parce que bii mu ngi dox. Pour arriver à 100% de numérique au Sénégal, le gouvernement doit mettre en place des mesures nécessaires pour un basculement définitif de l'analogique vers le numérique. Ainsi, le décodeur sera obligatoire pour tous. Ce qu'on leur demandera, c'est qu'au moment du basculement, parce que le basculement se fera région par région, d'aider à sensibiliser dans leur propre région les gens à acquérir le décodeur qui est indispensable, la carte qui est indispensable pour pouvoir bénéficier de toutes les chaînes de télévision sénégalaises gratuitement, mais aussi de tous les services interactifs qui sont compris et que ceux qui ne peuvent passer que par ce décodeur-là. Nous leur demanderons, à temps utile, de nous aider à sensibiliser leur région quand ce sera autour de leur région de basculer. Il va falloir que le gouvernement qui est en train de mettre en place les outils avec la société de gestion puisse vérifier que tout cela s'est bien fait pour passer au basculement. Ça, c'est le travail de l'État. Mais ce qu'on nous a montré, en dehors donc, de quelques régions, Sédhiou et Kolda, il faut le dire, et peut-être Kédougou, sur le plan géographique, évidemment, pose quelques difficultés techniques, mais ne sont pas insurmontables. Je pense que cela va être fait, et dès lors que tous les problèmes financiers également qu'il y a derrière, il faut le dire, c'est pas facile pour un groupe, même si c'est un grand groupe qui fait 10 milliards donc, de bilan, et quand même, c'est lourd, c'est quelque chose que l'État aurait dû faire, et donc c'est des privés qui le font. Évidemment, ça veut dire que ce n'est pas simple, et il va falloir les aider à sortir la tête de l'eau, et je crois que ce sera fait. Inévitablement, on n'a pas le choix. C'est un investissement énorme qui a été effectué par le groupe Excaf. Un risque financier également, parce que nous n'ignorons aucune somme n'est demandée aux contribuables sénégalais. Nous comptons sur notre créativité, notre engagement pour respecter nos engagements. Et avec